jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent. L'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. Toujours plus de foot ensemble. C'est fait, ils l'ont fait. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Avec en ce moment le décodeur HD à 1000 francs seulement. Abonnez-vous vite. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo altine bu jot altine ñaar fukk ak ñett ci weeru août ci fi nga xam ne mooy ITV seen émission arène sénégalaise ñu dellu siwaat nag fa seeni waxtaan ak yéen sunu kentalaayu xam-xam ci wàllu làmb mbokk yi di leen nuyu di leen ziar di leen jégglu di leen baal àq di leen baalu àq yàlla ñu yàlla boole jéggal di ñaanat yàlla mu dolli jàmm ci réew mi dolli sutura ci réew mi dolli xéewal ci réew mi te bu ko yàlla defee it ñu sàmm loolu sàmm xéewal gi sàmm sutura bi sàmm jàmm ji yàlla na yàlla boole tàppe xol yi yàlla na yàlla boole dimbali ñu te wàññi li nga xam ne mooy fitna gi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci réew mi ci yu bari yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy seqante waaye lii ci jiitu it di ñaan feebar bi nga xam ne mooy corona bi yàlla gën koo delloo ginnaaw te yàlla gën ñu cee musal dimbali ci àdduna dimbali ci Sénégal dimbali ci ñi nga xam ne ñooy docteur yi nga xam ne ñoo ci nekk di ko liggéey di ci jàppale doomu aadama yi ñoom it di ci taxaw doomu aadama yi ak coono giñ ci daj yépp yàlla na sunu borom kàttanal leen yàlla dolli leen xam-xam ba ñu gën a gis li nga xam ne mooy njariñ li nga xam ne buñ ko defalee doomu aadama bi mu mucc ci feebar bi pikiir bi nga xam ne mooy ñàkku bi ñuy ñaan yàlla docteur yi nga xam ne ñoo koy gëstu ak chercheurs yi ñi ko seq yàlla kàttanal leen ba ñu gis bi nga xam ne nag moo gën ci doomu aadama bi ndax sunu borom rek xam fa mu ne sunu borom rek xam li xew moom mi nga xam ne nag mooy lépp ñëpp fépp yàlla nañu boole dimbali ba fëgg bopp yépp ñi nga xam ne jot na leen dal yàlla na yàlla saafara leen ñi nga xam ne dal na leen yàlla bu leen dalati ñi ci génn àdduna yàlla xaar leen àjjana ci barke weer wi ci barke Seydina Muhammad alayhi salaamulaay yàlla na yàlla jéggal ñëpp ñu ngi jéggalu it te yàlla boole ñu baal te yàlla boole tàppe xol yi ba ñu ànd ci jàmm di defandoo lu baax di waxandoo lu baax di ko jëfandoo bi ci tegu di màssawu mbokk yi ci lan nawet bi ci lii ñuy wax ndox mi mbënd maanaam ndox mi nga xam ne day taaju te taaju bi muy taaju day dem ba dugg ci biir kër yi dugg ci biir néeg yi te doomu aadama ak ndox nag moom la gën a soxla waaye moo ko gën a mën a lëjal waaye mbokk yi bekkoor moo fi ne ak naataange te ndox moo koy joxe ndoxoy joxe naataange te soxla nañ ko te bu ñëwul bekkoor am te bekkoor boo amee musiba am kon sunu borom rek la soob muy doxalee àdduna ni mu koy doxalee ndox mi mënul ñàkk waaye léeg-léeg it mu dem foo xam ne xëy na dina lëjal ña fa nekk ñooñu nag ñu ngi leen di masawu coono fan yii surtout semaine bii ñu dugg gis nañu barab ya nga xam ne fa la ndox ma taaju metti na lool ci ñoom ak fi jamono toll ak feebar bi fi mu toll ak seeni njaboot yi da ngay xool ba ci yàgg sax sa yaram day daw waaye loolu lépp nag responsabilité moo ci ne bu kan bi may dem foofu di wut suuf ka ma ko jaay ba may dem foofu di wut suuf ki ma jox autorisation ba may dem foofu di wut suuf ki ma autorisé ma am courant am ndox mu autorisé ma ko xëccal ma compteur tegal ma kookoy kan mooy état responsabilité état la parce que yooyu yëpp bu ma la ko demandé nga defal ma ko yaa ma dëkkaloo kon nañu jël seeni responsabilité ci loolu te di ko teel a jël bu dee am na saafara ñu teel ca taxaw bu dee am na lu ko war a saafara ñu teel ca taxaw waaye ki ma jox autorisation yooyu yëpp moo ma dëkkaloo
ndax bu ñu ne woon zone bii ku fi bëgg a dëkk doo am autorisation defe naa nit du fa tabax benn zone yii ku fi bëgg a dëkk kenn du la jox courant kenn du la jox ndox kon defe naa ne kenn du fa tabax pour dëkk fa ndax yii la doomu aadama mën a dëkke ndox ak courant mënul ñàkk ci kër waaye bu ñu la nee fii boo fi tabaxee doo am loolu defe naa kon kenn du fa tabax waaye ki la jox autorisation bi ñëw sampal la ko jël sa la mu ca war a jël kooku moo la dëkkaloo te kooku du kenn ku dul état kon état yi nañu xoolaat fan la ñuy autoriser nit ñi ak fan lañ leen di jox autorisation ñu mën fa indi loo xam ne bien-être la pour mën fa dëkk kon loolu état yi nañ jël seen responsabilité dañ ci teel a jóg yii fi am it yàlla na yàlla kàttanal leen ñoom it ba ñu am pexe yuñ ko saafara mais métti na ci population yi métti na ci ñoom ndax jàmm du am coow li nii ñii coow fii ñoom ñu coow jël fële topp kii def ay escorte fu ñu dugg fa ñoom it du ñu ne ci jàmm kon loolu war nañ xool lu ko saafara waaye ñi ngi ñaan état bi yàlla kàttanal leen ñoom it ba ñu mën a génn situation bi waaye population yi aussi yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu mën a génn situation bi waaye métti na tey nag seen émission arène sénégalaise dafa am gan ndax tàgge boo gis am na jàppal ma diw ku ne làmb nekkan moo ko jiite dañ koy bàyyi mu nuyoo le président Bira Sène dellu si waat nag ci waxtaan bi président Bira asalaamaaleykum. waaleykum salaam Alaaji Ngagne maa ngi lay nuyu di jiital suma nuyu général directeur bi Mamadou Ibra Kane di nuyu équipe bi yëpp leen di encourager leen di gërëm également ci ni ma fekkee plateau bi di encourager parce que équipe jeune moom dañ koy encourager rek di nuyu axlu làmb yëpp di ci jiital ci nuyoo boobu vraiment monsieur le ministre des sports Matar Ba te ci vraiment le comité national de gestion de la lutte tous mes collaborateurs alors fi mu ne nii ñu ngi xaw a tekkaaral tuuti ma nuyu mbër yi nga xam ne ñu ngi ci pause nuyu amateurs yi nuyu promoteurs yi managers yi écoles yeeg écurie lutte yëpp ma nuyu leen ñoom ñëpp vraiment loolu mooy ensemble bi formé axlu làmb loolu daal ne ma jiite su ma nuyoo ci loolu nuyu waa Sénégal. jërëjëf président Bira Sène di président CNG de lutte lépp luy lutte ci Sénégal ci loxoom lañ ko teg dinañ ci ñëw léegi ci kanam ci weer yi mu ci def nga xam ne làmb daa bëri coow waaye defu ko ci at loolu daañ ci ñëw mar na ceeg nag Mamadou Diouf Mamadou asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Alaaji Ngagne baax da auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yónnente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur bu baax di ñaan jàmm ci réew mi nuyu kilifa diine yi nuyu kilifa aada yi ñaan woy dawlu yi yàlla yërëm leen te jégal leen woy tawat yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla na leen fa yàlla jële ba ñu delluwaat ci seen njaboot woy tawat yàlla na yàlla fëgg seen bopp bu baax a baax di la nuyu Alaaji Ngagne bu baax a baax nuyu kër gi ni ñu ko faral di defe rek teg ko ci sa loxo bu ko defee nga jox ko directeur général personnel bi yëpp ñu jot ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñu ngi nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel di nuyu président Bira Sène di ko jaajëfal bu baax a baax ci wuyu si bi mu ñu wuyu si tey Alaaji Ngagne loolu la ñu doon nuyoo ba ci kanam rek di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel émission bu mag boobu di arène Sénégal Alaaji Ngagne. jërëjëf émission bu mag boobu arène sénégalaise boo nee arène sénégalaise doo bàyyi lenn ci làmb looloo tax muy demee ni muy demee ñuy waxtaan ci làmbi démb di waxtaan ci làmbi tey ci indiwaat magi démb ci làmb ak ndaw yi tey ci làmb looloo tax muy arène sénégalaise bàyyiwul dara bàyyiwul cumbukaay bàyyiwul daray mbër loo xam ne lii war nga ko xam wàccaayu mbër danañ ci ñëw yooyu yëpp daañ ci ñëw cumbukaay yi naka lay doxee danañ ci ñëw ñi nga xam ne bëriwuñu te jege mbër te koy doxale ay soxla ci maaman yi ak lu ne yooyu dinañ ci ñëw yooyu yëpp mi ngi ci arène sénégalaise mbokk yi balaa ñuy ñëw ci waxtaan bi damay dem nag ñu présente ñu kan mooy président Bira Sène dellu soit Bira Sène mu ngi juddu
1958 ca Kaolack jànge fa école moom Bira Sène ay jaar na université Gaston Berger bu Ndar doon na jaar na ay dëkk yoo xamante ni dëkk yu bare bari la moom ki nga xamante ni mooy Bira Sène doon na directeur école moom Bira Sène tëgg na lu ci mel ni ay làmb jiite na ASC 1980 jàngale na ay nit ñu doon mu formé leen moom Bira Sène doon na président ASC nawetaan foofu ca Kaolack moom Bira Sène tëgg na ku ci mel ni Balla Gaye numéro 1 ak ki nga xamante ni mooy Manga en 1995 mu tëggaat Tyson ak ki nga xamante ni mooy Aline Seye 7 août 1996 ñu nommé ko président CRCD Kaolack en 2004 ba 2020 mu yor ko 16 ans moom Bira Sène ñu nommé ko li nga xamante ne mooy CNG de lutte fii ci Ndakaaru 5 novembre 2020 bi nga xamante ni moom la ñu génn bu 2021 bi ñu nekk loolu mooy jaar ki nga xamante ni mooy Bira Sène. loolooy jaar-jaaru président Bira Sène président Bira dégg nga léegi ni ñu la présenté. lan moo la ci gën a frappé ci li ñu la waxal yëpp jàng beeg. enseignant bi. université Gaston Berger beeg. dëggam lamb beeg. mouvement associatif ak yooyu yëpp. ba bi ngay ñëw ci CRG bi. bon en fait lépp ma neex quand même franchement. parce que sama jaar-jaar la. waaw te amul fenn fu ma rëccu fa mu fa jaaree. surtout école Ndangaan ba ma jàngee élémentaire alors mu nekk loo xam ne dafa influer ci man lu bare école bi ak quartier bi waaw alaaji nga xam nga gone bu juddoo ci taatu stade waaw impact positif bi xam nga bu dëkk soo dëkkee stade rek am na impact positif ak négatif mais impact positif daf moo ëpp parce que sport yi ngay xam am na temps foofu stade Lamine Gueye duñ ko doon ooyee stade course ba lañ ko doon ooyee mooy def ko champ de course après ñu def ko stade su midi jotaan jàngiwunu bu ñuy oo añ dañu seet leen xale yi ci stade ba ñu fekk ñuy football ak def fi sport yi fa nekk fekk ngeen jóge école parfois suñ jàngiwul xam nga bu njëkk doon dañu jàng jeudi lundi mardi mercredi jeudi ngeen noppal donc loolu évidemment am na loolu moom moo tax ma ne sama cosaan moom mu dugal ci affaire yi sport yi muy football muy làmb fi nga juddoo rek fi ma juddoo milieu bi c'est le milieu qui détermine l'individu. njàng mi xam nga ñun dañuy jàng lañ xam da ngay jàng soo wàccee football yi su guddee nga jàngalu so waaye sa maître même booy football muy doxantu ni doo ñaanee la mu gis la boo ko séenee daw nga làqatu loolu c'est tout le Sénégal waaw oui tout le Sénégal maa ngi rappelé wu monsieur Babacar Diop moom yoroon CM2 yàlla na ko yàlla yërëm ñuy football noonu ci koñ bi ci wetu dispensaire bi benn dimanche je dis bien mu tourné rek ak deux jours bi rek daal di ñu xabe oto bi rek daw ndeke moom daf nañu coup de lundi matin 8h pile boobu moral ngay am mu ne hier j'ai été à Ndangaan j'ai vu jouer Ibrahima Sène Mamour Diak Mame Semou Diouf etc mu ne acca récité wala sootu moral xam nga moral deux liñ la noo jënd rek jaay rek mais jour boobu tàngoon na kam ah oui on a été bien suba teel te day sedd guy et puis daf lay interroger récite nga war a dem ratatatat booy virgule boo xaw a yéex sax moo ne c'est mal appris waaw laal la mais loolu voilà vraiment jaar nañ ci loolu et puis sans regret jooy noppi fomp sa rongoñ ajo suivre fa nga defee cycle secondaire aussi non foofu laa Ndangaan laa defee élémentaire dem lycée Gaston Berger def foofu suma cycle moyen ensuite dem école Noa William Ponty jógee fa ñu affecté ma comme directeur d'école région de Kédougou département de Salémata Kédougou nga njëkk a servir waaw fa laa njëkk a servir comme directeur d'école waaw ok jógee fa ñu indi ma Wassadou département Tamba après ma ñëw institution régionale éducation nationale IRE yor personnel bi jógee fa ñëw Kaolack def ci bureau boobu comme planificateur def naa 23 ans fa laa retraité comme planificateur de l'éducation waaw éducation nationale waaw pour Sénégal yëpp waaw nekkoon na président des planificateurs également du Sénégal alors loolu la 93 maa nekkoon secrétaire général yu ORCAV bu Kaolack 99 maa nekkoon TGA bu ONCAV 2002 pardon ONCAV national
alors ñu nag ñoom monsieur le ministre Matar Ba monsieur le ministre Abdoulaye Sow les Oscar et tout ça là ñoo doon foofu vraiment ci bureau bi kon tey sa gars yi ñoo ne ci football bi. sama gars yi ñoo ne ci football bi nga nekk ci làmb ji. waaw parce que en fait d'ailleurs loolu la ñuy wax gis nga benn chronique bi am koy wax loolu parce que football aussi dama bëggee làmb damay jël sama oto ñëw seetaan si fi ama ma nekk li jóge naa Sénégal dem ba Corée c'est la coupe du monde accompagner Lions yi parce que chaque qualification dem boo suivre yëpp à Dakar ça veut dire ma ñëw ànd ak Ablaye Sow mii sax parfois seetaan ba ñu dem aussi ma dem seetaan coupe du monde bi parce que sport aussi dafa nekk ci ñun ndaxte xam naa ne kenn du mu weddi je crois bien ASC IFA ma ne comme président 17 ans IFA waay mooy ASC bi ëpp titre Sénégal mais IFA ak Mbapat waaw Mbapat way Mbapatu IFA way gars yi dañ koy fàtte ñan ak ñan la révélé Mbapatu IFA révélé na ñu bari waaw histoire ba fa amoon coow ñoom waaw yow am nga renseignement yi waaw coow ñoom Alioune Diouf ak yooyu yëpp ñoom Mame Diamane Diom waaw Tyson Yékini amoon na coow waaw coow ci benn Mbapat 95 waaw Yékini Tyson bëri nañu ñu ne Yékini daan na ñu ne Tyson daanuwul après Tyson jël ko daan ko ñu validé victoire boobu mu am coow ñu ne kenn mu njëkk a daanu ko mais nag victoire yi Tyson moom lañ continuer le tournoi bu dem final ak Yamou Sarr foofu aussi jël bu am problème final ba coow la waaw ñu ne daanu na ñu ne daanuwul am na kilifa gu mag sax ñëwoon na seetaan si ko mu ne non Bira bul fay ñii parce que diw mi dafa daanu nangam bañ loolu côté waaw mais ñun aussi li ñu waroon mooy ñu ànd ak décision arbitrale waaw vraiment moo tax Kaolack doon bastion bu am solo ci sport surtout làmb tey Yékini Tyson lan nga doon ci ñoom Yékini d'abord sama jarbaat la ci wàllu ndey ak ci wàllu baay waaw sama jarbaat la ba muy bëri du ñoo réeru wax dëgg yàlla daan nay lu bëri mu am combat ñëw tàggu si utu ñaan ndax ñun ñoomin que loolu lañ xam seen nijaay da nga koy fonk lool daan am combat ñëw ci yow taal oto ñëw gaare ngeen nijaay dama am combat dama la tàggu si nga ñaanal ma damaa ngi dugg ci àll bu waaj ma ñaanal ci na ma mënee soo amee ñaar dërëm ma rek dolli carburant mu dem waaw Tyson suma jarbaat la jarbaati mbokk ak dëkkandoo ndaxte sunu kër ak seen kër mu ngi mel ni comme fii ak IPRES bi rek wala IPRES bi sori waaw da xaw nañ sori tuuti rek c'est plus long que ça quand même alors mu nekk gone gu juddoo foofu ñëw Ndakaaru waaw ngir jom rek pour lu mu yóbbul waajuram ba vraiment mu xam ne yem na ni mbër am na carrure bi mu ne day bëri ji mu dem bëree benn combat deuxième combat alors ma ne ko yow fi mu ne nii mu ne ma ndox Moussa gi lay laaj 97 waaw bu ko waxee ñu ne kii teel na laaj ponkal day wax lu ko neex waaw ñu ne ko nag yow VIP et cetera alors ma xool ma ne daal booy mu ne ma ne ko dañ lay tëggal combat Kaolack comme ça nga mën a yéeg ci VIP yi boo quoi doo kenn dootu la bañ ma ne ko léegi baxaa ñu jox la Aliou Seye waaw yàlla na ko yàlla yërëm mënu ma tons defal loolu waay ma dox ko ñomaa ñëw fii def ki ñoom Aliou Seye ñoom Mohamed Ali c'est écurie fekk naa ci jardin yi fële waaw fa la ñu waxaale lépp Aliou Seye ndik mag bu baax yàlla na ko yàlla yërëm ku baax nangu fa laa ko joxe avance jóge fa dellu ci Tyson ne ko kay de d'accord na mu ne ma jox ko avance moom it mu ne ma nañ dem suma nijaay Pape Diop yàlla na ko yàlla yërëm waaw Sodida waaw ki gaañ waaw voilà waaw ñëw foofu waxtaan lépp tënk dem tëgeewu Kaolack mu daan Aliou Seye foofu la yéegee ci VIP maa ko wutalee bunt waaw fa la wut bunt maa ko jóge fa 1 million ci lañ ko fay 1 million ci nga ko fay 1 million jox ko Aliou Seye waaw jox ko Aliou Seye voilà kii mooy président Bira Sène du gan ci làmb wax na leen ko wax la leen fi mu jaar ba ñëw ci làmb dafa tëggëb làmb laata muy jiite làmb dafa nekk ci mouvement associatif laata muy jiite làmb wax na leen ko sànq ñi mu tudd sànq ñoo ŋànk footballu Sénégal
ministre Matar Ba mooy ministre des sports tey moo ko coiffé. te ñoom ñaar seq nañu nawetaan bi. kon du ku inconnu ci milieu bi. te li manqué làmb it ku mel nii ci la bokk. koo xam ne dafa dund ak jeunesse bi koo xam ne dafa xam nan la ñuy ànd ak jeunesse ak mouvement associatif nu ñu koy gérer mooy làmb ak ay écurie mag partout ci biir Sénégal. kooku la ñu am tey muy président Bira Sène di président CNG de lutte. dañuy ñëw nag ci li nga xam ne moo fi traversé di la ko jàll. Babacar Thioune. mi nga xam ne moo doon président commission organisation. yàgg ci lool def ci lu mat 26 ba 27 ans. accompagné président Alioune Sarr ci mission am yëpp. yàlla moom ko fan yi di la ko jaal di ko jaal ay mbokkam. waaye di ko boole mook soxnaam. ndax rawante wuñu. yàlla na leen yàlla xare àjjana di la ko jaal président. jërëjëf El Hadj Ngagne vraiment damay sof suma njaal ci sa njaal moomu. kër Babacar Thioune fa laa jóge nii. ñëw fii directement. wallaay fekk naa fa yaayam. wallaay soxna si sant Mbay. ndeysaan ak rakam boo xam ne. Babacar yóbbu na ko ñetti yoon màkk. ñetti yoon. yóbbu na ko màkk. jëndal ko oto. vraiment c'était très émouvant. waay di ko jaaraat mbokkam yëpp. di ko jaar waa Sénégal. Babacar dafa nekkoon suñu biir nekk mag ju yaru. baax disponible ku teey ku am dal. bëgg lu muy def. nekk jullit nag. ba pare jullite. franchement ñàkk nañ koo xam ne ku amoon maanaa suñu biir la. c'est quelqu'un qui comptait dans le groupe. di ko jaal également di jaal mbokkam soxnaam mu njëkk a dudd moo Babacar 10 jours lañu rawante 12 jours ñaari fukki fan ak ñaar comme bëggul sonal kenn. bi soxna si gaañoo boobu muy hôpital. ko mun noonu président jarul déplacé wu. on va faire ça vraiment à l'intimité et cetera yooyu. alors loolu vraiment yal na ko yàlla jërëm xare ko àjjana. di dolli njaal également ndax jaal du doy. le premier tigre de Fass Mbaye Guèye waaw mu nekkoon mag joo xam ne tamit ku amoon solo ci làmb ji. bokkoon na ci carte d'identité làmb Sénégal également. ñu di ko jaal mbokkam yëpp. di ci jiital Malick Guèye. mi nga xam ne mooy xalifa gi léegi ci kër ga. di ko jaale ngeen yëpp vraiment di ko axlu làmb franchement ku baax ku am fit koo xam ne am na adresse bu bien ci làmb Sénégal dem na parce que Mbaye suñ ko lim di koy limal dem moo fi njëkk lii moo fi njëkk def lii moo fi njëkk def laa moo fi njëkk fay ko million moo njëkk bëri Demba Diop moom la njëkk transmettre en direct télévision et cetera moo njëkk rek moo njëkk et cetera donc ci étape yooyu. voilà c'était un homme événementiel. koo xam ne vraiment Sénégal ñàkk na ko ñàkk ku mag ci vraiment mbirum làmb yàlla na ko yàlla xare ko àjjana. yàlla na ko yàlla xare àjjana ñooñu ñëpp. yàlla na yàlla tàbbal leen ci jannatul firdawsi. yàlla teg seen njaboot yàlla teg ci loxo. te yàlla sutural leen Babacar. même aussi ma jaale Mbaye Diagne. yaayam dafa génn àddina semaine bi ñu génn nii. yàlla na ko yàlla itam xare ko àjjana. Mbaye Diagne nekk manager boo xam ne itam kenn du ko naatable ci mbiru làmb. ci biir manager vraiment ñu ngi koy jaare di ñaanal suñu yaay yooyu yàlla xare ko àjjana. amiin ci la ñu sofu ñu nit jaale ko. sunu yaay jooju Mbaye Diagne dëkk ci rue 6 angle 25. di doomu Médina moom it ñàkk waajuram bu jigéen ak ñi fi jógee ñëpp. waaye Babacar Thioune doonoon ku éloquent. ku amoon personnalité Babacar Thioune. ànd ak Alioune Sarr ñun au départ bi ñuy doog a dajeek moom ci géew bi. xawoon nañ amoon moom problème. ndekete nitu rigueur la woon. nitu rigueur la woon xam nga ñun reporter yi rek. am na benn moment fu ne ngay jéem a dugg ci biir géew bi. ak journalistes yi ak caméraman yi ak xeer xamul. mais mu àndoon ceeg rigueur. àndoon ceeg rigueur au départ amul woon xawoon nañu jaxasoo mais après on a compris que. kii ku am personnalité la. kii li mu dafa gëm li muy def. du toog day jaabante ci géew bi dem régler. yor feuillam di noter nga xam ne kon xam ne li muy def à un moment donné nag mu dellu États-Unis
xam nga moom américain la woon ndeysaan. Américain la. voilà mu dellu États-Unis benn temps. yàgg fa lool bi mu dellu si waatee nag continué waat mission am ci CNG bi. ba bi président Bira ñëwee. gis nga daf ko gunge. waaye gunge bi dama ne président Alioune Sarr boobu dafa bëgg ku accompagner CNG bu bees bi. mu xam ne li gën a jafe ci làmb mooy organisation. mu fexe ba cuun des fa. ak ñoom Thiam. suma xarit maa ngi koy nuyu bu baax. ak tamit xam nga Babacar nekkoon na ak Yatma Gueye. bu douane. tout à fait nekkoon nañ ci organisation bi. ba tey jii ñoom Cheikh Sarr tey ànd ak yow. ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaal. kon daal Babacar Thioune bu président commission organisation bu CNG. yàlla na ko yàlla xare àjjana mook soxnaam. ak mboolem mu jullit yàlla tàbbal leen àjjana. ñëw nag ci émission bi nga xam ne tey moo tax président toog fi. ndax wax na ko ci biir waxam sànq. mu ne làmb dafa pause. président làmb dafa pause. làmb dafa tëj. mbala làmb des na ay fan. fan la làmb ci toll. làmb dafa pause tëjul. ndaxte ñun le 31 août lañ war a tëj. bii ñu séntu. lii firnde bi waa bi ñuy séntu incha allah bi ñuy séntu xam nga keroog liir naa ci ay journaux. ñu ne Diofior tëgg na làmb simple. semaine passée. am ci ñaxtu di ci wax. waaw. ñu wax ne non saison bi tëjul localité bu bëgg a tëgg làmb mën naa tëgg làmb su ko autorité bu fa nekk autorisé muy sous préfet ba. wala préfet ba. wala gouverneur ba. tëjul dañoo pause parce que ku nekk da ngay natt ci sa localité xam nga mbas mi mu ngi fii. loolu kenn du ko naatable mais mbas mi ci niveau yi mu nekk ci gox goxaat yi. bokkul. am na ñoom ne xamuñ ko. parce que amuñ sax am na ñoom suñu am benn cas. ku amul cas wala mbas mi neewu fa wala xamuñ ko fa wala boobu bëriwu fa. autorité mën na juger nécessaire peut-être ne man naa autoriser li xew bii am. xëy na ñooñu moo tax loolu ñu tëgg sama passé bëri simple. kon tey. waaw bu ñu neexoon jël Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy Bombardier yóbbu Fuuta. bu nekkoon ne su nekkoon par exemple ne autorité bu autorisé na ko. waaw d'accord promoteur d'accord foofu. waaw mais mun na dem tëggi. kon làmb ji ci Dakar. waaw autorité bi. di gouverneur. moo ne mënu fee am. waaw gouverneur ndax situation yi ni mu fi toll. waaw waxul sax ne mënu fee am. waaw parce que dafa am nuance. gouverneur daf ne moom sécurité bi mënu ko joxe di autoriser rassemblement te rassemblement muy indi wala mooy yokk boog feebar bi maanaam àndul ak feebar bi. ok donc loolu mu ne moom du mun a détail joxe vraiment sécurité mu ñëw ñun aussi suñu règlement dafa ne làmb amul sécurité duñ ko tëgg. ci laa ne ma ne non ko amul sécurité làmb du am. mais ñu commencé booy nañ jëlee privé nangam ma ne leen làmb buñ koy yóbbu ci privé. respecté naa privé trop seen xarañte xam naa que mais làmb boo seetee moo ko autorisé man du ma ko jox privé surtout ay gala yu mel ni ay Bombardier contre Balla Gaye et cetera. loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk d'autant plus que am na ñaxtu yu fi amoon ne ñu de làmb ji ñu indi par exemple Iba Mar bu tasee. ñun ñi dëkk ci boori stade dañuy am coono. bañ nekk di ci saafara. ñu nag autorité yi ñoo service d'ordre bi ak sécurité bi ñuy gërëm di nuyu également monsieur le commissaire central Dramé. ci liggéey mucc ayib bi muy def li mu développé comme stratégie vraiment c'est très bien et affaire bi commencé woon naa jóge foofu ci mbirum agression ak waaw parce que lu bëri def na ko ci te gis nañ ko aussi. donc loolu moo tax ñu ne dafa am nuance ñii naan annulé nañu combat yeeg annulé nañu annulé ñu benn combat dañoo déprogrammé xam nga annulé mooy combat bi dootul amati. waaw te nag yëfu jàmbur da nga koy aar promoteur bi mu la jël ay millions joxe ko ba ay fan des nga annulé ko c'est-à-dire que il a perdu son argent. te loolu du yoon. bu annulation amee. maanaam mbër mi libre na amatul kenn dara et cetera maanaam contrat ba annulé nañ ko terminé. dañ ko mais léegi dañ ko déprogrammé. programmé woon nañ ko dañ ko déprogrammé. boo koy fecc ci wolof noo koy tasee. maanaam dañ ko ajandi. dañ ko dandal. merci. voilà dañ ko dandal. ba yeneen jëmmi jamono. tey bu gouverneur waxoon ne. monsieur le président man de mën naa jox sécurité. maa woo promoteur ne ñan ñoo mën a tëgg fii le 31. ñi des ci weer bi. waaw des ci weer ku ci mën a tëgg rek ma autorisé ko mu tëgg. mu tëgg. waaw mais lamb fii wala 31 août.
fu waay mën a tëggee. foo mën a nekk. te autorité locale bi autorité bi joxe sécurité. waaw mën ngaa tëgg. kon làmb tëjul. tëjul. annulé wuñ benn combat. annulé wuñ benn combat. dañu déprogrammé. dañoo déprogrammé gu même mbas mu wàcc. te nit ñi waroon cee bokk xeex ci ñun ñëpp ñu war a xeex mbas mi du yëfi monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi koy nuyu du affaire am moom rek. du affaire monsieur le président de la République Macky Sall. affaire yi Sénégal yëpp la. ku nekk war nga def sa moomee la bopp. ne man dama war a xeex. loolu ñu effort de guerre. maanaam ku nekk war nga cee ne mboslu ak naa xeex ndax mu jóge fi. loo xam ne ñu ne chaque jour su ñi garder cimetière naan dañoo rob ay juróomi nit juróom-ñaar léegi suñu xëyee di rab ñeent fukk wala fanweer loolu ëpp na jàpp benn cimetière dafa ëpp bëri na loolu moo tax ba nit ñi aussi seen yaram ndaw ñu taxawoon yi vraiment jéem a xeex def ci li ñu war a def pour que mbas mi wàññeeku macha allah mu ngi wàññeeku ci li ñu constaté ci stade yi ñuy joxe ci bulletin yi ñuy suivre chaque au jour le jour gis nañ ni mu ngi wàññeeku donc ñu ngi ñaan mu jóge fi mbokk yi président Bira Sène la ñu am ci arène sénégalaise dégg ngeen ko léegi ci ni mu développé waaye ca noonu bi ñu déprogrammé yi nga xam ne mooy combat yi waroon jàll subitement moom it dafa regrouper ay collaborateurs am fexe ba duggante ak gouverneur duggante ak ministère de la santé créer bés pour ne nañu pikiiru lan nga ci jublu woon ñan nga bëggoon ñu pikiiru déjà ak lan nga ci jublu woon ak ndax xëy na bu jaaroon ni mu war a jaare lan la waroon juróom làmb jërëjëf Alaaji Ngagne bon xam nga foofu mooy dañuy li ma jublu woon rek mooy Sénégalais yëpp laa wax xam ne CNG de lutte mu ngi ci effort de guerre bi mu ngi ci xeex bi mu ngi xeex ak pandémie bi liñ ci jublu woon moo ne woon ne ak lu làmb yëpp mbër ya promoteur ya manager ya supporter fans club ya président écurie école de lutte yëpp waa CNG yëpp ñëw mobiliser ñëw ñu ñàkk mu nekk un jour spécial parce que bëggoon naa à travers cette action là ñun ñu charmer état charmer population wala ñun am nañ capacité de mobilisation am nañ aussi hauteur de vue am nañ aussi un sens citoyen boo xam ne nit ñi fooguñ ko woon foofu mais l'un dans l'autre gis nañu nit ñi yëg nañ ko parce que message bi dal na am na mbër yoo def nañu audio am na ñoo sax duñ bokkuñ ci axlu làmb sax mais ñëw nañ vacciné wu foofu am na ay ñoo xam ne samay xarit mécanicien lañu ak ñoo xam ne samay am si jàmm lañ est-ce que président boobu sax jour passé ñu ne est-ce que mën na ñëw ñàkku si foofu ci arène nationale ma ne fu waay jógee bu nga ñëw ñàkku si ku bëgg a ñàkkul c'est gratuit doo fay dara état moo fay lépp mun nga ñëw ñàkku am na ñoo ñàkku vraiment mu nekkoon lu baax lañ ci jubluwoon encore deuxièmement mooy xëy na bu ñu ko defoon ñu gis mobilisation boobu autorité na santé ne ñii ils sont très engagés dans ce qu'ils font mbër yi ci seen bopp danañ mën a taxaw beneen camp ne oui monsieur le président ñu ni mobiliser wu nañu feesal nañ fii def nañ lii def nañ la est-ce que duñ ñu may ci li ngeen di joxe comme tegtal pour ñu reprendre suñu activité mais certains ont raté le coche malheureusement te gis nga boo nekkee ci réew bul xool yow la ngay yaakaar rek buñ la ooy xoolal tax ñu woo la yow dañ xool léegi tax ñu woo la jàngal la ca biir parce que citoyenneté dafa baax te chaque jour mun ko jàngee fu ne nag ci xale ci mag ci làmb ji ci beneen sport mun ko jàngee foofu ci dans l'ensemble ñan nga gënoon séntu ci loolu ba ñu bëggoon sax mooy VIP yi mooy Gris Bordeaux président Gris Bordeaux nuyu ko gisuma ko Eumeu Sène Balla Gaye numéro 2 Modou Lo Siteu Ama Baldé Bombardier Boy Niang Tapha Tine Gouye Gui Reug Reug ñoom ñëpp tout le monde ne ku lim juum mais quand même Bombardier envoyé na audio wax ci wane ñuy piqûre muy piqûre mën nañ piqûre yi pour ñu daan mbas mi. mais est-ce que gënul woon mu déplacé wu ñëw. si fa lay wax si gënoon na fa. Boy Niang def na ko également. mais Reug Reug def na ko. Alkarati bon ñooñu daal la fàttali ko. mais li gënoon ñun gënoon bëgg mooy.
ñëw taxaw. on a aussi les présidents d'écurie certains présidents d'écurie ne leen dañu bëggoon seen poulain tel ñëw chef de file bi mu ñëw mu mobiliser ñëw pas ñëw sax mais mu mobiliser ñëw. loolu ngeen wax. waaw am na ñoo wax naa leen ko man. personne wax naa leen am na ñu ma promettre woon ne. daanu luy ay car ñëw et cetera mais ñoo defuñu quand même. gisoo dara gisuma ko mais am na ñu ñëw vraiment toog foofu may gërëm di sant le Tigre de Fass le deuxième Moustapha Guèye. fa la ne woon. vraiment moom yëkk na baatam. waaw yëkk na baatam quand même wax na. am na yeneen mbër yu fa ñëwoon aussi wax mais. VIP gënoon leen xaar franchement. VIP gënoon leen xaar te defe naa ne li des si weeru si ñoom la gënoon féete. mais effectivement li des si weeru ñoo waroon bëre. est-ce que ñoom ñëpp bu ñu taxawoon. même boo pikiroo nga ñëw wane sa carte. ne man pikiru naa ba pare. waaw mais xam nga loolu dafa baaxoon am na comme ne sax wax na ko problème mu ne ko même boo pikiroo ñëwal rek. ñëwal nga présente sa carte. pikiru naa mais. pikiru naa dama ñu ci mobilisation bi. oui bokk ci mbir mi xam ne lii suñu jëf la. gis nga li nga xam ne yaa ko moom bu la ci gën jiitu day ci jiitu. doo ko defal sa bopp. waaw doo ko defal sa bopp moo gën parce que bu ñu la ko defalee ëllëg mun na laa rattraper. mën na laa rattraper te bu boobaa xëy na du amati xorom. du amati xorom. te fi mu te li ñu def nii maintenant c'est une nécessité absolue c'est une obligation. obligation la. d'abord au plan international. am na ñoo xam ne boo ñàkkuwul. foofu doo fa am na fa doo fa dem doo fa dugg. am na pays réew yoo xam ne boo ñàkkuwul doo dugg ci yenn place. même booy jaar aéroport actuellement. mais justement boo doo ñàkkuwul am na pays réew am na ñu ngi ci couvre-feu. mais bu fekkee ne ñàkkuwuloo. doo dox soxla doo jox soxla waaye mais boo ñàkkoo. dañuy bàyyi nga dox soxla. jërëjëf Mamady. ci ramassé rek. dégg nga président Bira fi mu commencé fi mu daanele. waaw. waaw am na solo macha allah jaar-jaar yi ak li mu fi wax lépp leeral yi am na solo surtout Alaaji Ngagne wax nga waxtaan ngeen waxtaan boo xamante ni waxtaan bu am solo la macha allah mais damay deltu ginnaaw tuuti Alaaji Ngagne le 25 juillet muy combat boo xamante ni war naa am ñu toog ba ñu le 24 juillet combat bi Alaaji Ngagne discuter bi bari trop ci samedi bi diggante samedi bi ak dimanche bi mënuñu xam làmb dina am wala làmb du am. bu bëggoon a laaj président loolu ndax préparé woon nañu ko pour solution boo xamante ni mën nañoo def coûte ka coûte ba soowee làmb boobu nga xamante ni war naa am le 25 bi yàqu diggante le 25 ak le 24. merci Mamadou xam nga sécurité ngay wax premier service d'ordre bi xam nga la sécurité c'est pas une compétence transférée. du loo xam ne ñun ñoo ko yor ñun dañ koy. négocier ci autorité bi yor sécurité publique bi effectivement tey suñu règlement sax promoteur muy ut sécurité muy ut police CNG du ut police ñoom bañ utee ba nga xam ne dëgër na ci lañ ma woo wax ma ne président kat sécurité bi mu ngi bëgg a dëgër dugal sa loxo ma ne ko lu xew ñu ne ba léegi daa amuñ sécurité ma ne ko bon ñu ne ma d'accord ñu ma oo àjjuma ci guddi ci ngoon pardon ay boori entre 6 heures et 7 heures là en tout cas ma am ku ma woo wax ak moom mu ne ñun nag jotaguñ digal ñun pare nañ mais jotuñ digal ma ne d'accord samedi ba ma nekk fii séminaire bu ñu organisé woon fi pour ay kii affaire yi santé mbëri yeeg yooyu sportif yi donc arène nationale ca laa xëy di wax ak autorités yi nga xam ne ñoo yor loolu alors ñu discuter kii préfet kii gouverneur bu ñu échanger ne ci xam nga da ngeen di wax. dagg ñu ne bàyyil après maa ngi seet maa ngi réfléchir. nga woote waat ñu kii yaat ñu daggaat ne bàyyil après naal revenir ñu waxtaan owaat la ñuy waxtaan ba ca ngoon sax. lañ xam effectivement daf ne nii c'est pas possible parce que ci ay proposition la ak contre proposition. est-ce que bu ñu defee lii dina mën a nii est-ce que bu ñu defee lii ak nii est-ce que mbas mi xam nga ne ci biir yooyu ay la yéwén bon vraiment bëgg naa leen accompagner mais sécurité bi daal du ko mën a libérer mu ñëw. mais sécurité bi est-ce que ñoom ñoo ko war a lijjanti ñoo ko war a toppatoo wala yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci boppu CNG yéen a ko war a lijjanti wala parce que promoteur bi bu indee reliquat am day fayal li nga xamante ne mooy stade bi yéen ay seere loolu. est-ce que moom moo ko war na lijjanti wala yéen a war na taxaw lijjanti loolu président. stade bi d'abord arène nationale. promoteur du ñu fay. monsieur le ministre Matar daf ko subventionné. ren lamb yi fa am yëpp kenn fay benn dërëm.
kenn fayul. kaas naa ko ministre bi moo ko subventionné. yàgg naa la ko. départ ba ñu kii lañ ne dafa cher. ma gis ministre waxtaan ci ak moom. man nañ ko wàññi. boo ne yow loo xalaat mooy kii comme am na ay charges ñu war a def ma ne ko 200 ba 250 bi sax war na jaadu. mu ne bàyyil ma réfléchir. ma demaat mu ne ma je crois que j'ai mieux que li nga wax. ma ne ko on est preneur. donc mu ne ma dama ko subventionné far. kenn du fay dërëm kenn du fay dërëm. benn promoteur du fay dërëm. benn du fay dërëm ci arène nationale. pour location stade. waaw arène. waaw ok te effectivement. maa ngi kii laaj na ma ñan ñëw tëggagum. ma ne ko 5 wala 6 gala amagum na nangam. waaw mu ne lii lañ ci ñu joxe mu naam mu yëkkati xaalis ay millions jox ma dama lii mooy pour subvention bi. waaw mu yëkkati xaalis boobu dem jox ko kay gérer stade ba. da ko nag pour lamb ci. loolu c'est très clair. loolu ministre bi def na ko ministre def na ko. monsieur le ministre Matar def na loolu. ñu ne police dafa cher. ñu ne pour mu seet naka laa ci pour ñu wàññi ko 500000 lañ doon fay. ba ma demee waxtaan ak autorités yi ñu def ko 200000. 200000 oui 200000. sécurité. loo xam ne boo ko doon fay da nga fay plus de 500000 parce que li ñu indi fële ëpp na loolu. ak nombre bi ni muy. non waay vraiment sécurité bi ma gërëmaat monsieur le commissaire Dramé. alors loolu promoteur yi waxuñu ko. loolu moo am de c'est ça. mais loolu frais d'organisation bi ci lan lay génn moom. frais d'organisation ban frais d'organisation bi ñu jox CNG. waaw xam nga d'abord ma tontu ci question bi da nga ne ndax est-ce que. nekkul CNG moo war a gérer loolu. CNG waru ko gérer. mu ngi mel ni ndax CNG moo war a dem négocier contrat bi pare contrat ak mbër mi. jox ko promoteur ngañ bu kii non yow yooyu tëgg sa làmb ñu dañuy encadrer pour muy uti ay mbër ay combat wax ne man am naa 7 combats wala 10 combats ñu règlement bi ne bon boo amee ay affiche il faut nga am sécurité yaa ko utali sa bopp yaay dem fayal sa bopp. alors xam nga seen facilitation maanaam yombalal ko am na ku nekk suñ biir commandant de police la woon. retraité muy cuun moom ci ñoom moom la ñuy dem kooku mooy dem fenn. alors ñu ngi koy nuyu di rafetlu liggéeyam ci li muy affaire bi am na ñu ne sax ne way gars yi xam nga Sénégal nit ñi dañuy wax rek. te duñ wax xam li ñuy wax. dem nañ jox nañ ko fay nañ police ba pare ba jox leen seen añ ba pare ñu bañ a ñëw nangam non c'est pas comme ça faut que repréciser ñoom jox nañ seen xaalis cuun ne pour mu fayal leen police ndax ñoom loolu la ñuy def toujours. cuun effectivement jël na xaalis bi mais versé gu ko parce que ñoom ba ñu demee versé lañ ko ne attends téereegum sa xaalis parce que jotaguñ ndigal. c'est comme ça que c'est passé effectivement joxe nañ loolu pay ba ak aussi ne bon seen baax ne pour gars yi teel a ñëw yooyu daal di sax gars yi mën nañ ko añee. waaye donc loolu noonu la demee mais ba fayuñ police. joxuñ police benn dërëm mu leer parce que bu ñu waxee dañuy wax lu leer nañ. kon combat yi nga xam ne dañu renvoyé date bi benn promoteur fayu ci dërëm. yi renvoyé date bi. waaw yi ñu renvoyé date pour ñu fay pour arène bi. waaw non samedi dimanche bi. waaw. non am na koo xam ne yëkkati na xaalis jox ko cuun pour mu fayal ko police. waaw mais xaalis bu yeggul parce que cuun dem na pour fay. mais police dafa ne non ñun mënuñ jël xaalis. parce que mënuñu ko defal quittance. non mun jël sax duñ ko jël. parce que boobu jot nañ ordre comme quoi. fi mbas mi toll. mënut ñoo libérer police. xam nga nag nit da ngay am ndéy. waaw nit da ngay am ndéy. waaw. yëngu-yëngu yooyu amoon na Diourbel am Saint-Louis mais nañu bàyyiwuñ ci xel. dañ pour ñoom foofu la rek. te bu xamuñ loolu ordre la boo xam ne ñoom après les gars ont apprécié Kaolack la njëkkee. monsieur le gouverneur Ali Badara Mbengue waaw maa koy nuyu. amul na même référence. waaw alors mu dàq affaire bi ne nii mbas fu mu toll. mu autorisé. sécurité du am. waay Kaolack. xam nga doo mu jógee fa. dem law jaar Diourbel. jaarem ñëw fii. ñëwee fii nag nit ñi comme Dakar booy capital bi rek. ñu ne boobu fii fa la coow li bari. mais c'est pas comme ça lamb Dakar. waaw lamb Dakar moom ak lamb Kaolack lamb Njaareem yëpp benn la. ci deadline yi par exemple reliquat ak sécurité. ñaata jours avant la ko promoteur war a indi sinon ñu andi la combat. xam nga suñ suivre taxi yi. promoteur yu bëri duñ tëgg lamb ndaxte 15 jours la ñu wax. waaw léegi 15 jours yi. waaw war nga indi sa reliquat ñu sa demee ba yóbbu ko sa bi 72 heures
waaw parce que léegi xam nañ ne léeg-léeg gars yi dañu am ay jafe-jafe. waaw mais masla boobu est-ce que indi lu leen coono yéen. ah kay. oui indi na coono. oui parce que am na combat boo xam ne dama annulé programme ba am na ñu doon ñaxtu lu waral loolu waaye ñu toog na ba ci bés bi amul sa reliquat. bésu combat bi bésu combat bi. waaw bésu amul reliquat. amul reliquat. nga annulé combat bi. waaw am te ñuy wax 15 jours avant nga ko waroon annulé. waaw nga toloré ko. waaw muy ñëw ba 72 heures. waaw ba le 24 heures. waaw ba ay 24 heures yooyu indiwu ko te kooku joxoon nañ ko subvention état joxoon na ko subvention 2 millions de francs. ca ba ba ñuy. waaw ci combat daaw yi la bokk. waaw alors 2 millions lañ ko jox ndax jox nañ ma chèque bi man effectivement xaalis jox nañ ma ko réparti na ñoom ñëpp ku nekk bi jox la ko kooku bokk na ñi jotoon ñi impacté woon ba jot. nga annulé combat. waaw parce que mais annulé ko ba pare nag oo ko entendre ko. parce que aussi xaalis lañ ko jox. xaalis pour mu tëgg làmb la woon. reliquat ba c'était pour je crois 1 million 200. ku ñu jox 2 millions war nga mën a tëgg desal. oui tëggul. oo ko entendre ko suspendre ko aussi. il est suspendu. ah oui il est suspendu. parce que cela veut dire quoi. léegi mbër ya fay nañ leen seen reliquat. mbër yi non déedéet feeñ ko parce que. reliquat ñëwut. waaw mais yow mi garanti woon mbër yi nag. waaw ma garanti woon y' a pas de combat. non y' a pas de combat. mais xam nga lan la régularisé woon. xam nga ay ngeen dama lay wax. waaw foofu dafa sew de. dafa sew mais régularisation ba. waaw d' abord le gars xam nga li nga régularisé moom la CNG di jël en charge. est ce que xam nga ne combat yii ñuy coow nii yëpp. xam nga ñaata gala la 23 gala. 23. gala. waaw ñoo des position bi tëj ñoo desoon. waaw ñaata lañ ci régularisé. 6 lañ régularisé. 6 combats 6 jours. 6 gala 6 gala nga lay 6 sur 23. waaw léegi 8 yi des ak 8 yoo xam ne. grand combat bi rek nga régularisé. bon lañ monté way 9 yi des régularisé dara wax fi ne. kon ñoom li ñuy wax ne dañuy bëgg a tëgg nii yëpp. xam nga nag bon loolu mooy statistique yi loolu mooy dëgg. waaw mais xam nga comme dañoo nekk ci kuréel ñun ñëpp ñu nag promoteurs yeeg managers yeeg yooyu. da ngay toog date jot directeur am saa def Ndiame Diop maa ngi koy nuyu wala ne war nga ñëw régulariser sa lii ak laa wala maa ngi ñëw may leen ma. toog am na koo xam ne ci 72 heures yi. bind naa lettre pare jox ko Ndiame ne ko tiré ko. annulé ma signé ko annulé combat ba. mais promoteurs yi yëpp ñaan si ba ñaan. xaalis baa ngi ñu téye ñu ngi dem nii nangam ma ne ko kon ma ne ko Ndiame non man j'ai déjà signé ça ñu ñaan alors xam naa dañoo xawoon Ndiame sax parce que mu ngi bëgg a tirer lettre bi lettre bañ a génn. lettre bañ a génn. alors 30 minutes man leen vous avez 30 minutes bu ngeen yeggul foofu c'est pas la peine mais ils sont arrivés ils sont venus doog indi xaalis. mais ci 72 heures yi xam nga yooyu aussi bon. mais kon parce que ñun dañuy seet aussi léeg-léeg ñu seet avantage mbër yi. waaw. franchement mooy maslaa boobu mais maslaa boobu daf may gaañ léeg-léeg parce que après dafay répercuter suma kaw. si parce que man maslaa boobu dama ne. bu fekkee ne maslaa bi mu ngi leen di bëgg a rey. te promoteurs yi coono gi. ci làmb ji. li ëpp mi ngi jóge ci ñoom léegi. mais loolu c'est la bannière. la bannière absolument. waaw mais président est-ce que li ñu naan di nga maslaa ba ñu maasale la est-ce que loolu du la daal yow. et puis combat boobu ngeen gala boobu ngeen xam ne andi la ngeen ko. muy promoteur bi ngéwél gi production. déet yaa ko tudd de. waaw moom la ngéwél gi production. sur boobu mbër yu ndaw yi ñu ngi doon dugg si ci stade bi. mbër yooyu dugg si nañu ci stade bi togg nañu ay añ regroupement ba ànd ak ñi nga xamante ne war nañu ko àndal louer ay car des fois perte nañu ci te reliquat bi mënuñu ko jot promoteur bi woo ngeen ko attendre ngeen ko sanctionné ngeen ko da ngeen ko sanctionné ay at wala da ngeen ko sanctionné en vie wala da ngeen ko sanctionné ay weer ay at kon kooku des fois mën bàyyi làmb la gën a jege. mais mbëri Alaaji Ngañ laaj na ko léegi mais laaj bi dafa desee leer président. mbëri yooyu fu ngeen jëm ak moom mbëri nga xam ne dugg si woon nañ ci stade bi am na ñu jot na dugg si. très bien xam nga aussi dama bëgg rek moo tax ñu ngi waaj benn xam naa dañ dem benn séminaire temps yi sax quoi. parce que am na yoo xam ne il faut que ñu leeral ko waaw. xam nga man ñëw naa tey ITV. lu tax ma ñëw. dama am doole wala la lu tax ma ñëw fi. leeral. non lu tax ma ñëw pourquoi je suis venu invité merci. waaw mbër balaa ngay ñëw stade ñu convoqué la
jotoo convocation bu la ko yëti. où est le ménager dans tout ça. mais où est le ménager mbër mi yow convoqué wu la tu n'as pas le droit de bouger de chez toi amoo convocation waroo dem fenn toogal sa kër. mbër mi ci kan la war a jëlee information. ci manager am. très bien parce que manager am moo signé contrat. parce que léeg-léeg ma dégg ñu interpellé la ne président CNG waxul. yow kan mooy sa interlocuteur. son interlocuteur c'est le manager. le ménager kan la nekkal foofu. mbër ma la fa neel. mbokk yi jërëjëf loolu dañoo indi leeral Mamady defe naa wax ja leer na damay ñëw nag ci premier élément bi fan yi bi ñu tëjee làmb ji aussi mbër yi en activité tey Gris Bordeaux jiite leen moom mi def na conférence de presse dañuy déglu Gris Bordeaux dellu si waat. coow li lu muy bëri yëpp mooy il faut que tey ñi nga xam dañ ko ŋànk ñi nga xam ne tey ñoo ŋànk làmb il faut que ñu toog autour d'une table parce que làmb am na ay problème pour te problème yi ala kulli xaal il faut que tey ñu toog état du Sénégal les promoteurs les lutteurs les ménagères les communicateurs traditionnels les amateurs il faut que tey état bi def benn concertation woo képp ku nekk parce que làmb moom lu coow lu muy bari yëpp làmb du benn nit du benn nit moo koy doxal làmb c'est toute une corporation làmb ñi ciy bénéficier wu ñi ci nekk seen gagne-pain dafa bari kon il faut que état bi jël journée boo xam ne jagleel ko les assises de la lutte pour que ñu toog xool làmb yan problème la am parce que làmb problème bi pandémie bi fekk na làmb am ay problème pandémie bi bien avant que muy ñëw ci àddina bi fekk na làmb melul woon kon na meloon làmb 2010 làmb 2012 làmb 2011 ak engouement mi ñu fi am nga xam ne promoteur dañ doon jël ay date bay jël les vendredis et les mercredis c'est différent am na différent kon loolu il faut que tey bu yi weesoo il faut que tey ñu toog autour d'une table métti na trop tey moo tax loolu nag moo waraloon tey suñu jotaay bii jotaay la boo xam ne dañ ko waajuñu ko ba nga xam ne tamit ñëwee naa fi ñaari casquette ñëwee naa fi un lutteur bu jot avance comme tous les lutteurs boo xam ne sax amaguma date mais malgré loolu teg naa ko nële mais ñi nga xam ne sama nawle mbër yi nga xam ne tey semaine la leen desoon comme le cas de Balla Gaye Bombardier dama leen ñeewantal bu ma yëgee nouvelle bi ni dama tiit parce que dama ko xool ci sama bopp malgré que nag comprendre nañ situation dëkk bi comprendre nañ feebar bi jéggi na dayoo dañ doon wax rek ci xale ci mag lay yem mi ngi faagaagal xale yi bërki démb dama dem hôpitalu Pikine bii rek mais la ma fa gis maare day tàlli accepté nañu santé amul prix mais nag il faut que yu mel nii nag bu amee ñun dañuy teel a bëgg am information parce que tamit ku newul méttiwul rek dafa laa dalul parce que nag boo xoolee dans les autres pays coow li lu muy bari yëpp mooy état yi ñu ngi accompagner sport yi fa nekk kenn tëjul mais pourquoi yii bu amee état bi warul jël les devants mais doot la dernière fois mën nañ comprendre ni première fois bi mu amee comprendre nañu dafa ak mbir moom à l'époque dafa na kott ni jodd ñëpp accepté ko kenn waxul kenn yéeyu ci yàbbiwu ci mais bii tey lii tax muy metti ci xol muy metti promoteur di metti lutteur di metti amateur mooy xam nañu mi ngi ñëw kon alerte bi warul jékki-jékki rek première journée bi nga xam ne kii da ko tëggoon nu mu tudd de promoteur première journée bi ñi nga xam dañ ko dàq information bi ci waroon am diggante CNG avec le promoteur ça devait pas se passer comme ça CNG am na obligation wu concerté wu avec le promoteur dégg seetaan naa benn émission boo xam ne ñoom c'est le CNG et le promoteur amoon nañ certitude ne ni ba samedi bi amuñu service d'ordre kon ça veut dire que obligation la
pour CNG yi nga xam ne mooy suñu kilifa ñoo fi nekk ñu def communiqué na lamb bi bu war a am dimanche bu amul service d'ordre lamb ji du am ñëpp yëg ko informé ko le promoteur bi informé ko mbër bi mais parce que da coow li muy bari yëpp muy am na mbër yoo xam ne ñëw nañ bay saat am na mbër yoo xam ne financé nañ seen xaalis yëguñu te loolu tey buñ ko alerté woon du métti lii tamit xew dañ koy jël avec philosophie di masawu suñu ay mbokku mbër di masawu suñu ay mbokku promoteur parce que promoteur lu ñu njàgga mooy njàgg parce que mooy jël dama naan promoteur dafa mel ni baykat moo xam ni day jël xaalisam investir ko dugal ko ci suuf si di xaar ndax na taw do taw mën naa taw ñaari yoon la mu jiwoon yëpp nëpp mu demaat refaire la même chose. Imaginez, je vous donne exemple pour le combat de Siteu ak Papa Sow boobu rek mën naa ci jël exemple daaw la woon ci heure bii avant may ñëw nii rek maa ngi doon communiquer ak Siteu di ko apaiser di ko masawu comme ni mu ko war a defee ko comme ak ñëpp parce que ñun ñëpp on est une famille nous sommes une association di ko masawu di masawu keneen ak ay moromam yëpp. parce que tey combat boo xam ne daaw la woon ci heure bii nga préparer un combat bu mu des une semaine ñu reporter combat bi ñu dem ba corona bi xaw a apaiser tuuti ñu jàppaat ay bés nga demaat ba combat bi desaat une semaine xaw ma 2 semaines ñu reporter war le combat kooku tey boo amul ci moom yërmande amoo yërmande ci promoteur bi xaw ma ci kan ngay am yërmande. jërëjëf. xaw ma kan ngay am yërmande président interpellé nañ leen. mbër yi. nee nañu CNG waxul ak mbër yi muy benn. bi ci des aussi nee na état te yaay état war ngeen def benn ndaje bu yaatu. pour gën a centraliser waat làmb ji. ci ay jafe-jafe. dégg nga Gris Bordeaux léegi. ak ñi mu àndal. déglu naa ko dégg naa ko it. Gris maa ngi koy nuyu. di nuyu ñu àndal yëpp di nuyu mbër yëpp mbëri Sénégal yëpp quand même alors fi may jukkee mooy d'abord ci information bi mu wax muy naan pour bu waroon tëgg ba samedi ba nag mooy Alain bi waree tëgg c'était le 24 bu war a tëgg le 25 mu ne war nañu communiquer ak mbër yi non je suis désolé on communique avec le promoteur communiquer nañ ak moom waaw ka nga xam ne moom moo porte licence ba xam nga aussi il faut que ñuy recadrer moo tax ba bu ñu fi yàlla bàyyee incha allah jàmm déwén suñu répondant danañ ko définir qui est promoteur et qui n'est pas promoteur. qui est promoteur et qui n'est pas promoteur. assainir. waaw assainir parce que am na ñuy wax. te man la may promoteur duñ promoteur ñun ki ñu jaay licence mooy promoteur kooku mooy suñu interlocuteur. ka nga xam ne xëy na moo jox nit xaalis mu naan moo nekk yooyu kooku xamuñ ko ki yor licence le porteur la mën nañ xam ki ñu jaay sax bon moom laa woo maa ko woo moom njëkk na moo ca bëccëg ma ne ko ñu ngi ci mais sotteegul bañ toogee ba ngoon ma ne ko nag maa ngi ci mais ba léegi des na sotteegul nag te ragal naa duñu am sécurité mais maa ngi ci ñu toogaat ba après 18 heures ma woo ko man ay la yow ndox na li war a dox mais sécurité amul te sécurité amul làmb du am ma ne ma ne ko waaw man loolu moo ci nekk ma ne est-ce que communiqué ngeen ci ma ne ko man oo naa la wax naa suma chargé suma porte parole pour mu wax ko presse bi parce que studio noonu lay doxee woo naa la su ma teggee léegi naa ko beneen promoteur bi mu nekk Dieye production cooli déggoo Dieye wax ci mukk bu ma ko teg dafa laa oo Dieye ma ne ko Dieye mu ne ma naam ma ne ko sa làmb ji nga war a Ibamar du mun a am parce que sécurité amul dañ koy dàq mu ne président loolu sax moo gën ndaxte mbas mi ak fi coow toll loolu moo gën compréhensif donc que wax naa ko mu ne ma léegi kan yéen bu ngeen ci communiquer ñun mun nañ ci communiquer c'est l'autre Alain qui dit ok promoteur bi CNG wax na ak ñi mu digaaleel mais ñi mu digaaleel ñooñu laa digaaleel mbër bi kan la digaaleel moom promoteur ba la digaaleel
moom mbër mi nag kuy interlocuteur am. mooy manager am. ménager bi dafa existé tul xanaa. ah mais le manager dans tout ça ñuy wax ensuite. ña ñëw ba arène ba. yow balaa nga ñëw arène nga jot nag convocation je crois. kon mbër mu ne. mbër mu ne da ngay am convocation. tous les jours doivent être convoqué. mbër mu war a bëre. mbër mu war a bëre da ngay jot convocation. kayit googu Modou Diouf. waaw convoqué nañ la dimanche le 25 juillet ci arène nationale à 15h45. te mbër mu ne 16h war nga tuus. am nga 5 minutes pour tuus. war nga ànd ak nanga minute et cetera. telle heure war nga sëgg bëre. kon mbër mu ne balaa ngay bëre. waaw. bu mag bi ak bu ndaw bi. bu ndaw bi di nga jot kayit. da nga kayit convocation. kan ngeen di jox kayit gi. manager bi lañ koy jox. ah xanaa ménager yi du ñu yóbbu kayit yi. ah manager lañu jox convocation yow convocation yi mbër yi dañu leen convoqué yu ñëw te léegi sax am lu yomb sax léegi boo mu ñëw ñu sa WhatsApp. reliquat kay Alaaji Ngagne bu ñëw la. waaw mais ñooñu reliquat bu ñëw doo am convocation doo am convocation. mais waaw moom laa wax non. parce que man combat le 5 juillet man maa ko régularisé. waaw ñu Habib yi. waaw maa ko régularisé. waaw bi ma demee di ko régularisé ci sama kanam la ñu joxee convocation bi. ne la yóbbulal mbër bu nekk. ne la yóbbulal mbër bu nekk ma ñëw jox ko ménagères yi. ménagères yi ñi nga xamante ne nekkuñu fa woon ñeneen ñi fa nekkaloon ñoo jël après yóbbu leen convocation bi mbër mu nekk. mais Mamady nan la mbër di xam nga seede gi noonu nan la mbër di préparer bésu combat. te jotoo convocation. ah mais xam nga Alaaji Ngagne yaakaar bëgg a bëri rek après ñoom. comme li nga ko wax ménagère bi informé wu leen. non c'est-à-dire dañu ignorer li ñu nekk xanaa. xam nga buñ la joxee ab ndomb wala nga am fuñ la teg ni ay kilifa diw. bul ko ragal li ñuy wax naan sa doom doo ko ragal. waay sa doom doo ko ragal. boo ko ragalee rek yar ba saay. am na ñu jamono dañuy taxaw ne man ñi mu wax mbër mi ne làmb ci toxal nañ ko. ci ménager. am na ñoo xam daal dañoo ne ñi mu ko wax booy yi loolu fan la am. manque de responsabilité. mais justement mbër mu ñëw jour yi làmb ja xam naa xel ni moom it xam na ne manager ba xam na président bi xam na ne effectivement moo ñëwal boppam. léegi mbër bu jotul ko convocation. te ñu joxe convocation bi. waaw ñëwul ca làmb ja. waaw parce que jotu ko. non waxal li gën a neex sax. waaw CNG fàtte joxe convocation bi. kon mbër mu sañ naa toog këram. waaw fu di CNG lay doon. kon mbër mu dem stade. waaw yow la neex. man xam nga mun nañoo bëri liggéey fàtte ne. diw dafa war a sama jarbaat Cité joxuñ convocation. waaw loolu si sax day kawe. no xaar rek. yaawu jaal sax day jot convocation wala wulli day jot convocation. mbokk yi jërëjëf loolu. mais ñoom booy dañuy bëgg a bëre. waaw duñu xaar sax loolu. dañuy kii rek xëy rek lekk seen affaire rek daal du bëgg a bëre ñàkk xam ci loo nekk la mbir boo ci nekkee da nga ciy dem ba jeex. xam li nga war a def kon mbokk yi dañuy ñëwaat ci ñaareelu élément bi. ndax am na ne beneen pàcc ci mbër yi. tamit ñoom it jël nañ kàddu ci njiitu ki nga xam ne mooy mobile. mais voilà ñu déglu leen dellu si waat. dañuy déglu tamit suñu mbokk journalistes yi ñu naan est-ce que seen association bi ngeen créé am na njëriñ est-ce que ngeen demoon topp seen i mag topp seen i ginnaaw nekkul woon mooy liy gën a arranger làmb est-ce que loolu nekkul moo gën ci làmb non moo gën ci làmb dëgg la mais est-ce que suñuy mag taxaw nañ tànk yoo xam ne seen i rakk war nañoo mën a ñëw topp leen man en personne. association jeune leader bu ma gisoon léegi benn mbër bu ndaw génn def sorti naan association jeune leader nii ak nii te nee nañ mobile mooy président dinaa wut numéro ba am ko jël ko woo ko waa rakk gayan nu mu demee nii ba ma toog di dégg gis ngay def nii ak nii jéem a xool lan moo la naqari bu fekkee association mun na laa convaincre ñu jéem laa indi suñu biir ndax amuñu benn intérêt pour ñuy dépasser wu kii di jaar nii mais ñaata at yéen a ngi gis Kona mi ngi def sorti ñaata at ñu ngi gis Onde le Fou mi ngi def sorti ñaata at ñu ngi gis mobile mi ngi def sorti di kaasal mbëri ndaw yi xam nga lan lañ si am toog di jot ay menaces ñu ne dinañ ñu tëj président association bi taxaw nee na dina tëj Onde le Fou dina tëj mobile 2 dina tëj Kona mais ragaluñ loolu parce que kaso boobu du wéet man rek ci benn sàmbur mais est-ce que loolu mooy est-ce que ñoom loolu mooy seen réaction ak seen i rakk mus naa ko wax ma ne fii mbëri mag yi fi nekk yëpp nañu def 5 ans ñu arrière ci ginnaaw
xam ne mbër moo bëre ba def leen lu ñu doon ñoom dañoo war a bëre ci làmb ba def ci nit lu mu doon ñu jaale suñu papa Mbaye Guèye moo bëre ba def Moustapha Guèye li mu doon Moustapha Guèye bëre ba def Gris Bordeaux li mu doon Père Balla Gaye 1 moo bëre ba def Balla Gaye 2 li mu doon Lac de Guiers 1 bëre ba def Lac de Guiers 2 li mu doon il faut que ñu bañ a naxante ku ci nekk mbër a bëre ba génnee la mais ñoom kan lañ bëre ba génnee leen te ñoom ñi leen génnee bi ñu leen di génnee fayeekuwuñ li ñii di fayeeku amuñu code bi ñuy am demuñu fii ñii di dem tey làmba ngi def lu nekk làmba ngi fekk mobile ci baraag yóbbu ko ci beneen niveau làmba ngi fekk mobile Grand Yoff di ko yóbbu Amérique ak feneen kon génnee mbër tey la gën a war a mën a gën a yomb mais tey la génnee mbër gën a jafe liñ séq ak mbër mu ndaw mooy alors foo nekk dañuy dem dîner suba yow it nga am sa benn matadi gu mat sëkk gàddu sa saak xaabar yi ñëw ñu teg la ci kanam oto bu ñu demee dîner nga nekk sa fukaay bi bu ñu yeggee gàlle ñu jox la sa macaroni bi nga lekk ba suur ñu ne la ñibbi nga dem ñibbi suba da nga leen di woo 17h heure entraînement mu ne la damaa am rendez-vous yow it nga noo salaam mujj toog ne grand bi demul tey moom mooy dem entraînement am moom amul envie dem nga mujj toog des fois sax nga woo ko mu ne la waa ñëwal gàlle ñu teg caan tey dama fatigué nga ñëw nga nangu ko ñëw toog yow mbër mu ndaw bi nga nangu ko ñëw toog tey bu làmb demee ba mbër mu ndaw day jël 50 000 francs jox ko promoteur pour mu dugal ko ci programme am promoteur bi dugal ko ci programme am fay mbër mi 100 000 francs yëkkati 3 bologu bi bolog bu nekk 200 000 jox ko muy 600 000 mbër mi indil ko versé ko 600 000 mu jëlaat 50 000 am jox ko muy avance am y'a problème te mbër yu mag yi xam ne mbër yu ndaw yi loolu la ñuy daj mbër yu mag yi toog ci làmb xam ne mbër yu ndaw yi noonu la ñuy daj pour bëre mbër bu ndaw mooy jël xaalisam fay ko pour bëre doo toog ba dégg ñu wax ko parce que sax xam na mooy indi duñ ko wax man ngaa ñu ma leen de mais damaa jàpp ne ñoom fi ñu toll foofu la ñuy jàmbat xam nga boo tollee ci ay millions rek ngay jàmbat non say morom ñi ngi say rakk ñi ngi ci làmb ji am problème mu 1000 francs bu ñu réeree nga ñëw bu làmb demee ba mbër day dem ci ménageur am ne ko grand damaa war a bëre mu ne ko lijjanti 100 000 ma boole la ak diw mu tëgg la problème am na bu làmb demee ba mbër yeeg promoteurs yi am problème ménageurs yi bàyyi mbër yi dem topp promoteurs yi problème am na te yow ci xaalisu mbër mi nga mën a lekk mënoo lekk xaalis promoteur bi loo topp promoteur bi bu tëggul sa mbër doo lekk sama 10% rek nga mën a lekk ma am problème ak promoteur nga fal ci promoteur bi problème am na ñun dafa am mbëri ndaw yi bu dul site internet yi du ñu wax émission làmb yu mag yi sax mbëri ndaw yi duñ fa toog parce que jàpp nañ ne seen xam-xam yeggu fa lan moo tax làmb fi ñuy nasee ka noccee chaque làmb chaque année bu bees règlement bu bees ñëw te fi ñuy nasee ka noccee mbër du fa toog lan moo tax làmb lu problème bi rëy buñ ne dañuy woo waa làmb ñu gis ñeenti mbër yu mag ñooy dem toog ne dañuy waxal 10 000 licenciés léegi nag gars yi dañuy jël affaire bi teg ko ci association bi da ngeen ko taxawal pour critiquer ñi wala léegi lii da ngeen waroon kii réew mi gis nga wute gis-gis moo waral marchandise di teel a jar fii xuloo amu fi ñu ne ñi fi nekk bokkuñu ay gis-gis dañoo am ay principe di gis ay coono yu métti mbër mu ndaw am combat une semaine du ñëw entraînement bu ñëwee écrit ba ñu koy teg ay daan ak ay lii ndekk ay bologu biir la yor di koy jaay moo ko teree ñëw bëri na si mbëri ndaw yi fii yu fi toog yoo xam ne am na ñoo xam ne seen 50 000 mu ngi ci promoteur yi dañuy toog xaar promoteur bi jékki-jékki ne la sa journée ak diw dina baax naa la dugal ci sama journée bii nga jël sa xaalis di ko jëmbat te ñun li ñuy wax nii barke Seydina Mohamed VIP yi ñooñu ko gën a maîtriser imaginer mbër mu mag ñu fay la 120 millions 130 millions sa écrit yow sël nga bëri ci te mu neex la ne 120 millions bu ma neexee ma ne promoteur bi dagg ma 5 millions dugalal ma sama 3 boy yuy bëri ay 200 000 ak 100 000 doo ko def léegi yow 120 millions yi mun nga cee jël 10 millions jënd ci ay bologu bee mais 10 millions yi 5 millions yi ngay 3 boy yi ngay dugal ñoo ko gën a doon mbooloo mais da ngay jël 120 millions yëpp boole def sa poche ànd ak booy di leen yéegloo ay din ba ñu tooy koo ci gëj a gis ne ko fan yi da nga yambar de foo nekkoon booy ñëw gàlle ñëw ci maire bi yor jaay woo ko ci tali bi ay maire démb 200 rek laa la ameel waa léegi jox ma 3 mbuus ba suba nii ak nii di ko jéem a koloo nu ñuy reeree coono yooyu yëpp ñu nekkee ko mbëri ndaw yi ñu ne kenn du ko wax. ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. Toujours plus de foot ensemble. C'est fait, ils l'ont fait.
Voilà, on l'a, l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Avec en ce moment le décodeur HD à 1000 francs seulement. Abonnez-vous vite. jërëjëf mbokk yi déglu ngeen mobile déglu naa ko bu baax waaye leen rek laay rectifier fi mbër yu ndaw yi bañ a dem fii bokku ci maama dee ngi nii defe naa ne moom mii jaar na fi ki mu langal di Kona jaar na fi ñoom ñëpp jaar nañ fi xëy na peut-être parfois dañuy bëgg télévision ndax xam nga télévision dafa ñëw rek fukki xel yi waaye rajo gën a puissant te ñoom ñëpp jaar nañ ci rajo bi ñenn ci sax jaar nañ ci télé bi bon je pense que doo leen invité rek doo leen invité rek dañuy ñëw mais ñoo ko moom très bien moom merci parce que booy xool li mobile wax parce que ñii ni ay jeunes lutteurs lañu ay jeunes waaw ñii moom ay jeunes lutteurs lañu mais président tey nga déglu xale bi ci li mu wax mbër yi léegi dañuy fay pour bëre ndax yëg nga loolu d'abord ak loolu lan nga ko war a saafara ménager lan mooy statut ménager muy ñaar ñetteel bi tamit nan nga mën a nekkee promoteur di encaisser xaalisu mbër pour mu bëre jërëjëf Alaaji Ngañ may nuyu mobile waaw daanaka def na états généraux jeunes lutteurs yi vraiment li wax nii gàtt na mais vraiment synthèse na lu bare am loolu nag xaw ma ko woon waaw am na lu soo xam ne am loo wax na ko xaw ma ko woon mooy ban moom ci gën a ne jox sa manager xaalis pour mu utal la combat kon déggoo ticket yi yow ticket yi dégg naa ko xam naa ko te am na décision buñ ci jëloon ba may doog a ñëw toog woo nañ manager yi ñu toog président écurie yi au promoteur yi tout le monde nga ne c'est formellement il est formellement interdit dañuy tere ku jox mbër bloc mu jaay ko pour avancer wala ko fay c'est interdit ku ko fi def da nga am problème ak CNG wax na ko kon nag lu am la am na ñu ko da ko ni def daañ ko gëstu ñi koy def daal leen sanctionné ah oui jox ma 100 000 jox ma 50 000 ma utal la combat ci promoteur diw aussi loolu ku ñëw wax ko révélé ko mu ak firnde yu leer ko def dañ ko sanctionné parce que c'est interdit ku ko feeñal waaw ci am ci firnde yu leer waaw dañ leen sanctionné ndaxte dañ koy tere manager dafa am statut maanaam statut mooy ki nga xam ne war na ay kayit yu wér ñu jox ko jënd carte li ngeen war a nekk écurie bépp écurie bu ko désigné ne yaay suñu manager écurie wala mbër mu ko tànn mooy manager am moom moo ko war a lijjantil combat doxal ko combat CNG kan lay signal manager boobu lay signal ndaxte jàpp nañ ne moo dox combat bi mu taxaw ci digganteem ak promoteur ba maanaam mooy jënd essence am waaw mooy jënd crédit am def ko ci téléphone am di wootee ka dox di gis promoteur ne ko da nga am nga journée tel waaye suma booy bi day moom nekk na état te nga tëgal ko kan laa koy booyale sax mu ne am na benn booy bu nekk fu mu mun na ko booyee te suma booy am na mbooloo mun naa bëri ngeen waxtaan juboo ñaata ngay laaj nga feye ko loolu moo taxoon ba CNG bu njëkk bi mooy bu Alioune Sarr bi maa koy gën di ko sant ne woon ne parce que am ñu doon fay sax mbëri 20 000 oui petit combat 20 000 dana am mais léegi ñu ne ba ca gën a néew 100 000 ba ca gën a néew 100 000 loolu moo indi 100 000 boobu ba ca gën a néew il faut nga fay mbër mi 100 000 lu mu dee da nga ko fay 100 000 mbër yu ndaw yi jafe-jafe yi dégg nga léegi li mobile wax li mu wax waaw li mu wax am na moo tax ma ne presque def na état général mbër yu ndaw yi am lu mu ci am loo ci am mais ay jox sa manager xaalis mu utal la combat boobu aw ma ko woon parce que xel mënul yegg ci yow li nga war a liggéey nga nañ ma fay ma utal la combat ba pare di jël suma 10% xam nga def perte et profit yow taal nga sa oto def ci carburant jënd nga carte jënd nga comment ça s'appelle crédit def sa téléphone di wootee ko yooyu xam nga yaa ngi perte sa xaalis foofu mais yaa ngi ci xaar dara bu combat bi taxawee am nga fa 10% kooku mooy sa ndàmpaay fa nga war a yem léeg-léeg la ci xaalis mbër waroo ci daal dara ticket yi soo gisee ñu di ko tere aussi promoteur balaa nga tëgg làmb day fekk nga yor xaalis boo tëggee làmb et puis loolu mooy que ne y a de faux montages gis nga làmb projet la da ngay monter sa projet defar ko ba mu baax am montage financier bu dëgër am yeneen montage sa technique
maintenant offre financière bi. yow na nga koy tëggee da ngay ne man combat bi li ma ci bëgg nii yëpp il faut que mu am ci 10 millions pour tëgg ko lii mooy avance mbër yi lii mooy suma njëgu licence lii mooy pay boykat yi tëggkat yi lii laa war a fay service d'ordre lii laa fay organisation bi et cetera mu nekk tant de francs loolu ngay defar boo ko defee soxla woo dër bu kenn. da ngay ne maintenant pour ma gagner dara lii laa war a jaayee sumay billet war a sponsor war nañu indi tant de millions. par exemple extra montage bi c'est à peu près comme ça mais doone mbër mi boloka ngi dama lay jaay ko c'est-à-dire que mbër mi moo financé combat am fay combat am fay boppam jox promoteur ba par exemple bénéfice. c'est pas normal. mais prestation de service la. defal ma fay la. mais am naa foofu lu may dinaa dugg foofu ci benn waxtaan bu gàtt boo xam ne xëy na am na lu ma ci xam sax président xamu ko ci woon. xam nga dañu ne am na mbër yoo xamante ne dañuy fay di bëre effectivement lu am la. am na mbër yoo xam ne dañuy fay pour bëre. waaw. encore une fois défendre. loolu du yoon. ma ñëw défendre ma mbër. défendre ma promoteur défendre ma ménagère. poser rek. alaaji xam nga nu mu demee. mbër mi mooy jël xaalisam dem jox ko promoteur bi ménagère bi sax du yéeg. comprendre ménagère bi sax du ko yéeg. comprendre nga bu baax a baax bu demee ba sotti nag nga xamante ne CNG ménagère la xam léegi mu door ne CNG bi mu door ne ménagère am naa combat léegi yow yaay dem jëli avance bi pour ñu mën koo reconnaître pour combat bi taxaw. kon mbër mi mooy yégal léegi ménager combat. mbër mi mooy yégal ménager bi. ménager moo daan yégal mbër combat. léegi mbër mi mooy yégal. léegi mbër mooy yégal ménager combat. moo xam ne ku yégal combat beneen bi problème mu billet yi dafa am lu bëri lu ci nekk loo xamante ni lu naqari lijjanti la. alaaji Ngagne gis nga mbër yi mobile sànq mu ngi ne mbër yi dañu leen di jox ay billets pour ñu fayeeku ci pour ñu jaay di fay di bëre. est-ce que xam nga ne mbër yi am na boo yu ndaw yi am na ñoo xamante ne dañuy jël billet pour di ci dóor. maanaam. looloo tax ma ne dinaa wax président loo xamante ne am kon maanaam gis nga ñoom billet yi nga xamante ne moom la mobile di kaas. dafa am mbër yu ndaw yoo xamante ne bi boloku billet boobu daf leen a arrangé. nu mu leen arrangé. très bien Alaaji Ngagne nu mu leen arrangé. dañuy jël bloc bi boo demee ci Alaaji Ngagne nga xamante ne mooy adjoint maire ca koñ ba wala mooy maire ca koñ ba nga dem ne ko bloc bii day damaa am combat dama koo jël comprendre nga bu baax a baax muy par exemple bloc bi 200000 la ki nga xamante ne mooy maire bi yokkati 200000 jox la comprendre nga bu baax a baax dalay bay ak biey comprendre nga bu baax a baax nga jël 200000 def ci sa poche dem ci beneen président Birasène waaye day fekk nga am combat tamit day fekk nga am combat comprendre nga bu baax a baax dem ne ko damaa am combat mu yëkkati 100000 francs jox la nga jël 100000 francs ba dugal ci sa poche mu bàyyiwaat la ak say billet comprendre nga bu baax a baax bolok ba bésu stade ba da ngay ñëw ki nga xamante ne moo ànd ak mbër mi da nga koy fekk ci buntu bi muy jaay billet yi benn billet 200 francs 300 francs 800 francs di ko wanteer est-ce que xam nga loolu bu baax a baax déedéet loolu de xamu très bien mu ngoog looloo tax mu wax la beneen bi gis nga mbër yi ñu ngi wax mais mobile mu ngi wax mais est-ce que xam nga ne mbër yu ndaw yi ñu ngi rey foofu promoteurs yi maanaam promoteurs yi ci bëree bëri sax nangootuñu joxe bay billet xam nga nu ñu leen di reyee benn bi ma la wax nii ci la bokk beneen bi dañuy encaisser li nga xamante ne mooy bloc bi jaay ko ba mu jeex dugal ci seen poste di wër-wërloo ak promoteur bi moom it mu topp cay bor moom itam mu topp ca te fekk na jox nañu la avance ba pare Alaaji Ngagne télévision wala toog de li ma wax dafa ma leer nañ tamit te àndoon na ma ak promoteur comprendre nga bu baax a baax mbër bi bu ñu la fayee jox la avance ba mu mat nga ñëw ne jox ma ay bloc comprendre nga bu baax dama ko bëgg a yombalal sama ay supporters pour bu ñu demee ci stade bi du ñu ran nga xam ne dañuy dem rek dugg boo jaayee doo jox promoteur bi nga xamante ne ay billet voilà loolu nga bëgg wax moom loolu mais am na ci ñoo xam ne ñu ngi ak jusqu'à présent ba léegi xaalisu jàmbur ci seen poste xam naa li ma la wax bu baax a baax dëgg la loolu entre promoteur bi ak mbër ma la seen diggante la xëy na dinañ am nuñ ko réglé marché noir bi ci biti loolu marché noir laa ko tudde bi ci làmb ji yéen lan moo ci seen taxawaay waaw xam nga foofu man d'abord fi mu terminé noonu nga may ma mooy que ne vraiment mbër bu mu amel promoteur
parce que promoteurs yi aussi ay jàmbaar lañ dañu jël seen koppar di ko def ci làmb yi promoteurs yu bëri nag franchement ak vraiment dañ koy teg ci yoon ñëw engagé mbër jox ko avance def ay seen lépp vraiment ñu wax macha allah mais am na ay benn yoo xam ne ñoo def yooyu dafa am ñu leen rax am na ñu leen rax ñooñu nag dañuy taxaw vraiment pour ñooñu noonu vraiment ñu régler seen problème parce que am loolu ne rafetul ci dere promoteur parce que promoteur fi mu ne nii buñ ne ay combat 120 millions 150 millions nit ñi ku ci nekk yaa ngi yaakaar promoteurs yi ay millions kese lañ yor sag dafa baax nag sag daa baax comme loolu yàlla bu sag bu teggeeku moo tax ma ne buñ boo dugal di jaayaloo booy ay billets mbër du jaaykati billet mbër day entraîné wu ñu fay ko xaalis mu dem bëre daan wala ñu daan ko wala mu niil mu dem defar waat loolu mooy yoon mbër moo wàcc àndam waaw mu wàcc àndam te yooyu buñ ko nangu xam nga li ñu olof Njaay di naan bu la xiif taxa bu la mar taxa naan petit waaw non nañ entraîné wu rek mbir maa ngi ñëw vraiment seen tour dina jot ci assainissement yi yooyu di ci loolu da cee bokk moo tax xam nga nekkul ci manager nekkul aussi promoteur yi ci mbër yeeg ci lépp franchement ñu ngi assainir lépp lu ñu yëg nag nañ ci ut saafara ay marché noir boobu moo tax ñu tere bloc yooyu mais promoteur bu indee ay bloc am ñëw dugg guichet bi CNG du dugg ci bi affaire yi billet moo soo gis CNG dugg ci benn guichet fu mu waaj a jaay non laa su ñoon newu ci promoteur bu indi woon 1 million de billets mu xëj ci stade bi tamit mu ne moom lay jaay tam xëj fa avec la sécurité dañ koy bàyyi mu jaay rek 1 million lay jaay billet bu nekkit suñu yoon new duñ ko ne cher na ndax ba muy waxaale fekkewuñ ko joxuñ ko ci benn dërëm xaalisam la yëkkati waxaale bi am lam frais xamuñu ko moom mooy définir le prix du billet d'entrée kon foofu moom moo am droit jaay mbër mu waru ko jaay. mbër ma loo ko sant lan la ko CNG sant ci licence mbër bi daal am na licence. waaw na dem entraîné wu. ba jàpp forme ni ñu koy waxee. wax manager mu utal ma combat. mais léegi mbëri ñooy yëgal manager combat léegi. non mais yooyu bi may rëb manager wax naa leen que bu leen nangu gis nga mbër lu mu fort. nekk au top. ñu fekk ko 200 millions. bu leen nangu mukk. mu yilif la. oui. ndax yaay manager yaa ko wutal combat. est-ce que boobu. xam nga doo dégg mukk ñu ne joueur bii moo waxaale contrat am ci wàllu football benn discipline ma nuyu Augustin. président Augustin. mosoo ko dégg bu njëkk la agent de joueur léegi sax waxatuñ loolu xewin sax on dit facilitateur maanaam kuy yombalal loolu moo des ci ñun aussi. est-ce que tamit jarul tamit ñu xool diggante mbër mi ménager bi. ak ki nga xam ne mooy promoteur bi. joxalante xaalis bu foofu. surtout ci lan li ñuy wax sponsor. non li ñuy wax mooy. pour mën a dooleel ménager bi aussi. waaw ménager bi xam nga dooleel ko mooy mu ut combat signé contrat bi. oui contrat bi aussi xaalis boobu allah kulli àll kenn mënu fexe ba jël ko CNG ku dul ménager bi. mooy interlocuteur bi. moom xaalis boobu moo koy jël si. est-ce que xaalis boobu ñuy joxante ci biti. waaw bi ñu jox entre mbër mi. ak promoteur bi. waaw est-ce que du moo néewal doole. manager ba moo ko def. nu mu ko defee. est-ce que yow non attends yàgg mu xam ci dara parce que bu fekkee ne dem na jël avance. ne ko am naa combat. mu ne ko doo bëre. waaw loolu mooy fulla. est-ce que am na est-ce que. manager bi. waaw mu ne ko doo bëre. amoon na ci ménager yi. waaw mag ñi ma fi fekkoon moom. mbër ñemewul jëli combat te yëguñu la. te mbër yi sax am na mbër champion yoo xam ne fii. ñi ngi fii bëre ba léegi. ñemewuñ loolu autant. waaw man d'accord naa yow promoteur nga oo mbër téléphone. wax man dama la boole ba diw ak nangam ak yooyu et cetera yooyu. waaw loolu sax nit mën na ko. nga ne ko ool diw nga ne ko ool diw. ool président wala ool manager. loolu nan la ñuy def ba tegaat loolu ci yoon. non loolu dinañ ci defaat xam nga dinañ def. defaat ay yenn réunion. pour weccante xalaat waxtaan ak ñoom. woon leen lii yéen a ko moom. est-ce que ca njaayum licence ba ca promoteur ba. li nga xam ne moo leen lii ak promoteur bi. charte yooyu. est-ce que jarul gën a corsé. ci lañ jëm daañu réunion fan yi oui am na yoo xam ne dañ koy yokk ci li fi newoon ci règlement bi pour que bañ yenn yi di rëcc. oui parce que am na yoo xam ne leen mu rëcc loolu nag mooy administration. texte loi yoo mënta gis boo ko defaree ren fi léegi 10 ans. xëj na am wala 20 ans am na leen doom dañ ko ci yokkaat parce que am na dafa lay dab suñu làmb bi nga xam ne suñu yëf la loolu am na dañuy dab ñu ko amélioré voilà jërëjëf mbokk yi président CNG de lutte Bira Sène
moom la ñu am tey Mamady defe naa ne am na yu bari yoo xam ne jaar nañ ci waxtaan nañ ci forme de lutte yi nga xam ne di ngeen joxe licence yi keroog dama ko doon waxtaane samedi mais ndekete làmb ji xamuñu ne am na licence su bëre tefes waaw beach wrestling waaw waaw mais attends loolu yéen a ngi koy jaay mbala da ngeen ko malheureusement jaayuñu ko parce que gisuñu ko jënd mais est-ce que communiquer ngeen ci pour que mu gën a leer parce que Mamady mii toog sax xamu ko non xamu ko waaw loolu quand même il faut dire que communication bi des na foofu waaw je reconnais voilà foofu daa ci gën a travailler parce que on a l'obligation oui xam nga président fédération française de lutte dafi ñëw fii ma invité ko mu ñëw arène nationale mu kontaan trop d'abord ci arène bi moo ne bijou bi amul fenn ci monde bi mu ne ma président il faut que ñu liggéey c'est pas sax oo naa ko pour projet boobu ñu liggéey pour ñu imposer wu ci lutte africaine la lutte de plage parce que moom yéen ngeen def pour que mu mun a ñu mun ko admettre aux Jeux olympiques oui la lutte de plage oui Jeux olympiques bi Sénégal di défilé si vous ngeen ko bu fekkee cérémonie d'ouverture bi Sénégal tudduñ benn ñu ngi défilé mais lamb lañ tudd si Adama Diatta waaw ñu ne wéy Sénégal a ngi défilé ak seen lamb ju neex bi ñuy tëgg Sénégal mais malheureusement du yegg si Jeux olympiques bàyyi na si discipline yëpp mais ñoom lamb lañ cité alors ma relance ko semaine passée mu ne wéy d'ailleurs comme ñib si naa jóge naa Tokyo ñëw il faut ñu seet nu ñuy amee ay séances de travail pour ñu seet naka la ñuy def ba formaliser yenn yi yóbbu ko vraiment au comité national olympique pour que lamb lutte de plage mu ñu mun ko imposer pour que effectivement muy bokk Jeux olympiques xam nga Sénégal mooy def lutte de plage lutte de mooy lan mooy bëri ci suuf Sénégal du bëri tapis bëri tefes mooy bëri tefes ñun duñ bëri suuf duñ bëri pardon ci tapis tefes lañuy bëri ci suuf boo demee arène ba suuf sa fa nekk boo demee barke démb maa ngi jaar na li ci comment ça va ci boori filao yi boo yaa ngi entraîné wu mais gënu su ñu ci entraîné wu loolu mooy bëri tefes léegi promoteur bi jënd licence su bëri tefes moom fan la ko organisé wala mooy xool tefes gu mu koy organisé mooy xool tefes bu mun a organisé yéen lan ngeen ko ameel ñun encadrement maanaam encadrement ngeen ko jox ko service d'ordre astafurlah arbitre jox ko comité d'organisation jox ko waa c'est tout loolu ak médecin médecin tout à fait voilà moom ngeen koy jox moom lañ koy jox léegi mu yóbbu place bu ko neex mu organiser ko fa waaw ñu wax mais il faut ñu xool nag est-ce que film bi fii apte na adapté wu na pour lamb bu am fa amaana da koy def gratuitement amaana da koy fay moo xam nga promoteur bu ko neexee bu jël licence di tëgg di maye bu ko neexee mu def bu ko neex na ko defee waaw kooku moo xam plage bi nga xam ne adopté wu na est-ce que yéen da ngeen wër plage yi pour wax ne plage bi waaw boo ne fii lay koy tëggee ñu ne xool plage bi xam ne est-ce que réellement conditions yëpp mët na bu ko defee ñu ne ko wéy est-ce que jotul même arène nationale mën nañ ko fa defee oui arène nationale suuf su fa nekk permettre na ko waaw mais parce que bu bëggee mu tooy mën nañ ko arroser mais day niroog waaw bëri ça bëri waaw mais li gën est-ce que pour bañ ñu dugg arène nationale d'accord mën nañ ko defee fële waaw c'est bien beau mais la ñuy bëri fële arène nationale rek mais bi ci plage dañ koy defee plage yooyu il y a pas de souci waaye mbapat lay nekk waaw mbapat programme la wala day open la non open non ça dépend forme bi mën na ko def open waaw mën na ko def aussi par catégorie mën na def programme kii mu jox ñu ko mu méngoo ko suñuy texte boobu ñu mbër ya fay bëri lu ñu indi licence bëri simple bi waaw déedéet bokkul am na beneen licence comme lutte olympique am na licence bëri dóor am bëri simple am donc licence yi yëpp buñ ci bëgg mën nañ ko mais sénégalais dafa gis ne licence bëri simple bi ak beach wrestling bi pratiquement benn la ñoom noonu lañ ko jàppee bëri bi quoi bëri bi mais licence yi bokkul nag mais licence yi bokkul kon jot na léegi dugg ci biir écurie yi seen mission pour gën leen leeral bëri dóor bi bëri simple bi ak bëri plage bi waaw pour que tamit ñu gën cee former xale yi surtout bëri plage bi moom war nañ cee communiquer à la mais kii na xamuñu ci dara bëri plage te ñun am nañu yàlla def nañ ñu am plage et puis sax kaay moo wax la président loolu tey boo jëndee licence bi dem seeti benn hôtel ngeen signé ay contrat nga xam ne plage bi locataires yi nekk ci biir hôtel bi ñoo am droit ci seetaan yenn ko mbay spectacle bi waaw waaw am na orchestre koy def si
am na musée yu koy def si làmb ji war na mën a dugg ci loolu. beneen waa si. bu boobaa dañu koy organiser ci hôtel bi wala dañu koy yóbbu ca tefes non ci tefesu hôtel bi. ci tefesu hôtel bi ci tefesu hôtel bi. d'accord hôtel bi loolu hôtel mën na ko sax di ko jox ay clientam non ma xam nga yooyu dafa bokk ci paquet yi xam nga booy ñëw vacances hôtel sangam laa jëm par exemple hôtel bi ne la waaw dañ lay jox lii dañ jox benn car da nga excursion dem parc dem nangam orchestre nangam na tëgg am na lamb et tout ça là dañ koy boole ci paquet yi facturé ko maintenant bu ko hôtel bi mooy jox waa lamb ji seen xaalis ca lañ ca am. voilà mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ak président Bira Sène di président CNG de lutte. am na. waaw président loo bëgg a. parce que léeg-léeg ma dégg nit ñuy wax ci licence yi. waaw licence waaw. ay 10 000 licenciés. waaw 10 000 licenciés waaw 6 000 am na ñu daan wax 6 000 ak 3 000 yooyu non yooyu amul. est-ce que du série yi la ñuy topp ñoom. non dañuy topp série yi mais ren. waaw ñun 848 licences. dóor 848 licences dóor lañ am. moom ngeen am. ak 1760 licences simple. kon bëre dóor amul leen sax 1000. amuñ 1000 li coow li bëri yëpp. coow amul 1000 amul. amul. bëre simple bi. 1760. 1760. waaw. mais alaaji nag waxtaan bi neex na ba nga fàtte l'écran. non loolu ba fàtte wu ko mujjee donc l'écran bi ngi ci biir. waaw donc lu koy ay 2000 et quelques licences lay am. coow li bon mais quand même ñu sant suñu borom parce que xam nga dañoo fal. dañoo nommé pardon. ñu toog 4 mois defuñ dara nekk di càmbar làmb ji ñu pour mu dox. waaw mais yow dafa ko 1 an. non. coow li bari. waaw bari waaw. am ñaari report. waaw am ñaari report bon mënoo sa. mbas mi nag. waaw mooy dicté loi ci monde bi mbas mi. bu ñu waxante dëgg mooy dicté loi ci monde bi mbas mi moo indi loolu. nommé nañ ñu def nañ 4 mois xaar dem ci bëri nañ 4 mois arrêté. c'est ça yow defee 4 mois rek. te malgré tout pourtant liñ am ren ci promoteur mosuñ ko am. CNG mosul am autant de promoteurs plus de 30 promoteurs plus de 30 licenciés am nañ ko ren. ngeen am ko ren. waaw ci diir bu gàtt boobu te am na ñoo xam ne ñëw nañ sax ñu. ñu leen non fi mu ne nii vraiment voilà arrêté nañ. saison sportive bi mi ngi jeex le 31 juillet. 31 juillet la war a jeex. ministre monsieur le ministre Matar Ba ne. juillet la daan jeex moom laa comme déjà da ngeen yéex a tàmbali. voilà ngeen dem ba fin août. léegi mën nañ kañ ñu mën a jàpp ne saison bi dina tijjiwaat. fi mu ne daal ñu ngi seet ci suñu waxtaan dañ ci réunion fan yi d'ailleurs mais daal mun nañ jàpp octobre daal. ci kàttanu yàlla comme d'habitude quand même. te ñu teel a bëri. waaw te yàlla dimbali ñu ci feebar bi. waaw non moom kañ bii pas. waaw bu nu ubbee d'abord dañ def annonce avant nit ñi préparé wu. octobre effectivement dañu commencé galaay. waaw ok dana am période boo xam ne ñun dañuy wax ne. la chose administrative la ñu ubbi ni ñuy ñëw avant octobre ñu gérer loolu. licence yi ñu jot a jënd te tëgguñu. danañ ko seet. danañ ko xool. waaw promoteur yi nga xam ne jënd nañ te tëgguñu benn combat. waaw daañ ko seet. ok ak ñu seen combat yeggul. ak ñi seen combat yeggul. seen bés ñu ñëw ñu pousse. yëpp dañ ko seet dañ càmbar yooyu yëpp. waaw boobu liggéey la. waaw liggéey la. loo wax ak ñuy déclarer novembre bi ak décembre bi pour ñu démarrer ci seen saison. non xam nga ñooyu xam nga aussi ku ne mën nga wax sa bëgg-bëgg. man prévision laa ko jàppee. waaw c'est des prévisions rek. ñoom dañoo def ne liñ bëgg la ñuy wax. prévision mais kenn amagul date. kenn amagul date pour ay naan novembre rek janvier yooyu non amuñ date. kenn moo amoon date mooy le 25 décembre ci noonu nañ ko. mais bañ arrêté date yi ba léegi vraiment. combat 25 décembre Ama Baldé ak. Modou Lo. c'est régularisé. waaw. ñaari mbër yëpp. c'est régularisé jot nañu avance. en tout cas au niveau c'est régularisé. c'est régularisé ñaari mbër yi ñëw nañ. waaw régularisé. jot seen avance. waaw jot seen avance waaw. lu tax ñu yóbbu leen ci beneen saison. waaw xam nga déjà ba ñuy démarrer. waaw dañu waxoon ne caution. waaw la ñuy jënd. da ngay joxe caution am date. waaw alors kooku jëndoon na am def prévision pour le mois de décembre. dafa joxoon caution. waaw joxe na caution bi pare. waaw ca boobu fekk aussi date yi fees. waaw xam nga date yi nga gis ni soo gis ñu tàncooroo xam nga ren aji ngañ. waaw suñu 4 mois yi. waaw doon na sax saison. parce que liñ ci bëri na bëriwaay boo xam ne bëri nañ fii samedi yëpp dimanche yëpp déjà dafa fees. les mercredis. ak les mercredis merci. même jeudi sax amoon na ay combat pour jeudi yi. alors boo ko seetloo yooyu jeex te août septembre
août bi sax dañ doon risque rek pour tëgg ko. mais day taw août septembre kii ba mu. risque la woon waaw risque la. parce que xamoon nañ doon tëgg ay làmb foo lañ ci toll ndax day wéyaat. waaw day wéy ban bilan ngay def ñaata combat ngeen tëgg bu ñu ubbee ñaari journée lañ am. ñaari journée ngeen am. parce que dem nañ ba finalement sax promo di nangu suñu mercredi waaw. waaw mais vraiment aussi ñaari journée lañ am. mais li traditionnel bi ci ramassé rek temps bi jeex na. li traditionnel bi. à mi parcours bon dëkk yi gox yi tëgg nañ. vraiment dans le Sénégal lu traditionnel xam nga Ndakaaru bëri dóor moo fi ëpp doole. mais ci région yi bëri simple moo fi ëpp doole. kon daal mën nañ mbokk yi mën nañ jàpp ne làmb tëjul képp ku bëgg a tëgg làmb actuellement muy bëri dóor muy bëri simple région boo dem te gouverneur bi nangu jël engagement jox la autorisation mën nga fa tëggi làmb. fii ba le 31 août. fii ba le 31 août. waaw fii ba le 31 août. kon loolu mu leer ci noppu promoteurs yi. làmb tëjul mbas mi au niveau de Dakar gouverneur ak préfet ñoo jël ay décision te yoon may na leen ko. kon région boo dem it bëgg fa tëgg te gouverneur ba jox la autorisation mën nga fa tëgg fii ba le 31 août. kon looy tàggoo. xanaa gërëm leen sant axlu làmb yëpp di encourager une fois encore waa ITV. projet bi c'est un projet très noble. di ko saluer. alors di masawu promoteurs yi managers yi mbër yeeg école yeeg yooyu. ak entraîneur yëpp ci li nga xam ne saison bi ni mu jeexee njeextal bi nañ bëggoon mu jeexewul foofu parce que dañ bëggoon mu jeexee en apothéose ndax affiche yu mag yi desoon ci saison bi vraiment ñun ñi xëy na bon sawaruñ ci loolee mais ñu sant suñu borom ndax li yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole alors di gërëm di nuyu également sur le gouverneur de la région de Dakar du gouverneur région yëpp aussi yi nekk ci gouverneur région yi parce que ñoom décision yi ñu jël c'est décision sage décision yoo dafa mettre tout le monde à l'aise parce que c'est une décision de haute portée civique man noonu laa ko jàppee làmb ji neex na lool facteur de développement la chaîne de valeur bi yaatu na lool ñëpp ñi ci gagné bëri nañu mais wér-gu-yaram moo ëpp doole lépp loo gis ci àddina te ñun war nañ cee jàpp ba nga xam ne santé bi vraiment pandémie bi na fi jógee ñu continuer suñuy programme ndaxte état négligé wul kenn état ànd naag nun nañ fàttaliku bu ñu gaaw di fàtte nga baal ma nga aji ngañ ba ñu ubbi làmb mooy benn sport muy feesal arène mooy benn sport muy feesal stade làmb rek lañ ko mayoon dëgg la yàlla kon nag cër la waaw cër la ñu nangu ko et effectivement jël ko kon loolu vraiment ñu sant ci état danañu mun di nañu gën di accompagner ndax état aussi mooy ñun moo ñu dénk sport yi ñu pratique Sénégal yi aussi état moo ko moom dafa délégué pouvoir am sport boo gis ñu di ko def fii rek état la neex moo tax mu di fa am kon nag état mooy dooli ñëpp kon nag amul ku état ragal état moo dooli ñëpp mooy fitu ñëpp kon nag kooku lu mu boole xëjul ci kenn jërëjëf jërë ngeen jëf vraiment jërëjëf président di la gërëm di la sant ci déplacement bi ci leeral gi ak fi làmb tollu vraiment bu dul lu ñu fàtte daal lu bari waxtaan nañ ci te daañ ci gën a ñëwaat di gërëm Mamadou Diouf moom it ci taxawaayam ci li nga xam ne présentation bi au départ wan ñu kan mooy président Bira Sène ak ay jaar-jaaram loolu yëpp ñu ngi koy sant kon foofu lañ leen di tàggoo doon nuyu ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ci li nga xam ne mooy teg ko ci loxo Ablaye Ndiaye muyu jàll ci caméraman yi jàll ci ñi nga xam ne ñoo yor son bi ak techniciens yi ak matériel yi ñi nga xam ne ñoo koy teg ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi jërë ngeen jëf. jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. Toujours plus de foot ensemble. C'est fait, ils l'ont fait.
Voilà, on l'a, l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Avec en ce moment le décodeur HD à 1000 francs seulement. Abonnez-vous vite!